salaamaaleykum mbokki auditeurs Sud FM yi di nuyu bu baax a baax également auditeur waar wi ñoom ñi nga xam ne àll boobu nekk rek ñoo ngi toog di déglu seen émission muy jublu si wàllu mbay wàllu napp wala wàllu environnement wala wàllu càmm tey jii nag waxtaan bi mi ngi jublu comme ni ngeen ko xamee si wàllu mbay bi ndax mbay mi gis ngeen ni mu demee jamono yu nekk na loo xam ni taw bi lu tollook weer ngi nii mi ngi taxaw loolu nekk loo xam ni lu doy waar la. ndax ñëpp xam nañ Sénégal du fekkee ni dañuy wax li ñuy wax irrigation système boobu di joxe ndox loolu nekk na loo xam ni lu fi néew la naam sax Sénégal moom ñëpp xam nañ ndox moo ko wër fépp loolu donc du fi irrigation nekkee loo xam ni barewul dafa war sax jaaxal nit ñi daan dellu si waat donc si mbir yooyu xool li nga xam ni tey jii moom moo am. lu muy mën jur si wàllu production bi ak tam si wàllu askan bi ak seen dëkkin ak seen am na tam yeneen mbir yoo xam ni tam daan si ñëw lu mel ne tam mbirum engrais yi nga xam ni tam baykat yi ñoo ngi koy nekk te dégg ngeen jamono yi nguur gi di wax ni loolu mi ngi si te dana agsi waaye daf fekk ni tam jamono bi dafa nekk jamono bu doy waar ndax fi mu nekk tey jii ñoo ngi nekk si li nga xam ni moom la ñuy wax corona te corona moom dafa nekk lu metti ndax ni muy jàppee askan bi ak tam li mu leen di xañ du fenn kenn dafa ànd ak ñàkkum taw ak ñàkkum ndox ak ñàkkum engrais kooku duñu xoolee ba sa baax bu baax a baax daanu xam ni kaw ga du fekkee ni tey jii itam méttit nekku fa méttit bu métti mi ngi leen di yott te loolu yi nga xam ne mooy gouvernement moom war na si am tam taxawaay boo xam ni mu si war taxawee loolu nag mooy li nga xam ne tey jii moom la ñuy fas yéene waxtaane woon si nag ñi nga xam ni ñoom ñooy lu mel ne CNCR waaye ñoom si dernier moment daal war na ni que duñu mën teew voilà ministère tam waxoon na leen ko waaye gisaguñ leen mais de toute façon du fekkente mën nañ intervenir si wàllu téléphone du débat yi dem mën nañ bokk si waxtaan bi ndax ñoom ñëpp si lañ bokk te seen xalaat defe naa dana nekk lu am solo si waxtaan bi ñuy def. si wàllu waxtaan bi ba tey Cheikh Ndiaye Bambali moom tam teew na moom mi baykat la def naa daa ngeen ko di faral di dégg bu baax a baax si loo xam ne dafa jublu surtout si wàllu mbay danañu jox tey moom tam xalaatam si mbir yi ndax fan yi rek la dellu si waat ma nga woon seen dëkk te def naa am na yu bare yoo xam ni itam indaal leen noonu këpp gannaaw bi nga xam ne tabaski bi jeex na Cheikh nu lay bàyyi nga nuyu. salaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu rabbi israh li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli Baye Makhtar ñoo ngi lay nuyu bu baax a baax di la siyaare di leen baal wax si julli gin génne di ñaan saa borom bi tabaaraka wa taala boole nu baal di leen sant baax di nuyu Baye Omar ak mbooleem technicien yi nga xamante ni ñoo ne si kër gi di leen baal wax bu baax di leen sant itam nag si lii nga xamante ni moom ngeen nu may muy occasion boo xamante ni wax dëgg yàlla buñ ko doon wutal suñu bopp dinañu jafe lool kon nag loolu moom ñoo ngi leen ci sant bu baax di jaaree cant gi si yow mi nga xamante ni yaa jiite débat boobu di ko àggale si Baye Omar bu baax a baax. jërëjëf Bassirou Ba moom mooy njiitu Aar Sunu Moomeel Bassirou Ba moom tam teew na. moom tam defe naa yàgg ngeen moom tam di ko dégg si mbirum mbay ak yeneen ak yu demee nag yooyu moom tam daal moom nee na moom kaw ga la bokk voilà donc nag moom mooy président bi léegi lu def lu moom tam jox bàyyi ko mu nuyoo ak nuyoo gaa Sud FM ak askan bi nga xam ne yëpp ñoo ngi leen di déglu. Pape Makhtar maa ngi lay nuyu di nuyu waa Sud FM yëpp di nuyu sëñ Cheikh Ndiaye sama wóllare bi ma jàkkaar lool waaye di nuyu képp koo xam ne mu ngi déglu di nuyu tamit kilifawu borom kër gi kilifawu kër gi di Baye Omar ak képp koo xam ne rek mu ngi liggéey ci kër gi léegi lu tax nga ne man kaw ga laa bokk waxin boobu lu tax. ah dama xam ne kaw ga dafa yombul bokk. démb laa ñibbisi de. ma ne kaw ga dafa yombul bokk loolu tax ma wax ko. wala démb laa ñëw bokk. ñoo xam ne yaay dundal Sénégal. démb daal laa ñëw segam taw bi tawagul sama côté lool maa ngi teg sama gerte teg sama mboq teg sama dugub di xaar sama engrais yàlla ji tawagul ma ne naa ñëw ut tuuti lu ma mën a dolli ko dépense. ay bokk yàlla ji dégg na la. voilà mbokki auditeurs yi ma leen di fàttali mën ngeen bokk si émission bi du fekkee ne am ngeen lu ngeen di laajte wala tam am ngeen loo xam ne deen ko war dolli si waxtaan wi loolu nag pour ngeen mën ko def da ngeen di woote si 88 628 98 98 88 628 98 98 ba tey gaa bitim réew tam duñu bëggee mën nañ bokk ñoom tam dañuy def rek 33 841 22 33 33 841 22 33 voilà nu tàmbali bokk waxtaan bi
yow Bassirou Ba yow mi nga xam ne yaa ngi teg sa ay mbir comme ni nga ko waxee léegi léegi nag yow la ñuy bàyyi yow mi jógee itam sa kaw gu neex googu nga wax nu loo fa gis ak jamono ji nga xam ni tekkaaral dafa am si wàllu ndox ña foofu itam naka nuy dundee mu nekk itam si jamono boo xam ne itam corona bi dafa lëmbee réew mi. jërëjëf Baye Omar maa ngi lay jottali nuyoo waa kaw gi yëpp di ñuy nuyu nag waa Sud FM te day rafetlu lool seen taxawaay ci mbay mi parce que bu fekkoon ne groupe de presse yëpp ñu ngi am taxawaay bi Sud FM taxaw wax dëgg yàlla danañ leen gën a dégg te mbir mi dina gën a jëm kanam boo gisee lu xew kaw ga muy métti moo xam ci mbay ak la ko wër yëpp c'est parce que dañu boolewul ci communication bi te dañ gis ne Sud FM wax dëgg yàlla tànqam la wuñu daraay baykat ak seen rajo la waaw loolu moom feeñ na ci wax dëgg yàlla moo tax muy nag ngërmane parce que yàlla dafa dogal jëmm yu xeebu lañu waaye kuréel lañu yor te ay kilifa wax dëgg yàlla ñooñu ngemb jiital ñu te ñooñu ëpp xam-xam ëpp ñu daraja ëpp ñu lépp kon bu ñu amee mbégte ak seetlu ba wax ñu ko ñu waxal leen ko day rafet pour ñu waxal leen ko wax dëgg yàlla mbooloo mu takku lool ñoo ko ànd waxandoo jógee nañ ci dëkk boo xam ne wax nga ko neex na ci ni ko yàlla bindee waaye métti na ci ni nga xam ne noonu la ñu suñ gouvernement yi yoree ñun parce que su ma neex na ci yàlla ni ñu yàlla bindee mooy ñun dañoo waroon gën a yomb dund bay dundee te dafa yomb li gën a tuuti ci am mbay mooy nit ki fexe ba mu am lu mën a bay dundee ko kooku moom lu warul mën a ñàkk la loolu nag kon neexoon na nit ki di dund bu mucc ayib waaye jafe na lool nag su fekkee ne rek dañoo tënku tey ci ñi nga xam ne ñoo ñu jiite ci façon bi ñu ko yoree fu mu ne nii nag may wax dëgg yàlla li ñuy wax ne xale ku ko juróon yërëm ko waaye baykat yi fu mu ne nii ku ko juróon yërëm ko jar nañoo ñaanal jar nañoo yërëm jar nañoo bàyyi xel waaye jar nañoo jàppale ndax dëgg yàlla fu mu ne nii soo gisee ne baykat góorgóorlu na ba lijjanti as jiwum parce que gouvernement joxu ko jiwu mu lijjanti ba sonn fii maa yoo wax yow amul benn popp engrais ñu am ñu risqué woon dem bay dugub yàlla ji weddi ba léegi nii taw bi am na ab diir am na ci ñoo xam ne tey may wax ak yow ñu ngi jiyaat seen dugub am na ci ñoo xam ne sax dañuy préparer pour jiyaat seen gerte te bu fekkee ne amoon jiwu tey bu fekkee yàlla ji maral bu métti bii nii ñu fas yéene jiwaat loolu te kattan bi demeewu ko loolu lu métti la loolu nag boo amee ci am réew dama yaakaar na day jot autorité yi jéem cee bàyyi xel te loolu daan na am waaye da nga naan seetlu sax à part beneen programme boo xam ne dinaa ci yegg si da nga naan seetlu am na bu mu tombé yàggul dara ci 2019 bi suñuy kilifa yi dem vacances tëdd bàyyi li nga xam ne ñooy waa kaw gi ba tax defoon nañ ci ab génn léegi nag nañ xam ne wax dëgg yàlla Sénégal ba mu daj fépp am maral ñii seen dugub yaa ngi dee ñii ci des seen gerte yi am nañ jafe-jafe te demoon na bay tantôt léegi nag loolu boo amee dañuy am yaakaar bu baax a baax ci état ñu dégg ko bu dee xamuñu ko parce que ñoom dafa mel ni amuñu xam-xam ci kaw gi ay techniciens lañu amoon te techniciens yi dañoo banque seen loxo kon dafa mel ni dara yegsul ci ñoom occasion la nag bu ñu amee occasion bii nii tey ci antenne bi pour jéem leen ko jàllale wax leen jafe-jafe yi te dina di assurer ci sama première kàddu di la wax na waxoon nañ fi ne xiif dina am daaw te yaakaar naa yàggul dara ci ab émission yaa ngi ko doon waxtaanee ne waa FOA ñoo ko wax suñu moomeel moo ko njëkkoon wax waaye nañ jàpp ne lii di 2022 la xiif bi di gën a pire. waxal jàmm waay. maa la wax loolu. Cheikh Ndiaye Bambali ñoo ngi lay déglu kaw ga yow tam fa nga jógee daal di agsi. waaw kon comme Ba ma na ngeen di dundee jamono yi ñàkkum ndox mi nga xam ne moo am ak li nga xam ne tam mooy feebar bi taxaw. waaw kon moo ngi nuyu sëñ Bassirou tam dañ cee mën woon a kiyeewoon kàddu te kiyeegu rek waaye ñoo ngi koy siyaare bu baax moom it di feddali suñ kóllëre suñ digganteeg moom. di xamante ni loolu ma la waxan it bi nga kiyee tam noonu naa la ndawul ministre bi moom wax dëgg yàlla bu ñëwoon dina baax lool moom defe naa buñ ko mënoon a fay mu ñëw sax dañ koy fay mu ñëw wax dëgg yàlla fi mu ne daal moom yitte woon nañ leen lool waaye daal ñun daal wax dëgg yàlla gis leen ba wax ak ñoom daal moonu të bon yow ñoom ñàkkum ndox mi da ngeen ko bëgg teg déet moom buñ leen ko tegul itam daa bari yeneen jafe-jafe yoo xam ne bu ndox ama nit jafe-jafe yi moom jiitu woon na ñàkkum ndox mi loola nag bëgg nañ moom ñuy ñëw di si gindi di nu si gindi comme ñun daa mel ni dañoo jombatoo ak ñun ba am na ku ma ko mës a wax ci benn émission bu ma doon def ni da ngeen a war a sant yàlla bu ngeen demee ba mën a toog ak ku jóge ci ministère agriculture. non dafa doon kaf rek. waaw mais buy kafit kaf gu ñaaw la. kaf gu ñaaw la léegi nag Baye Makhtar comme noonu ko Bassirou wubbee rek moom noonu la mele te it ñoo ngi leen di sant ndax yéen fàttewu leen nu ndax tey bu ngeen melal ni yeneen yeetam tey jombul suñ njàmbat du kii ndax ñun ñu nu góor ne moom mel na ni fàtte nañ nu moom ndax baykat yu toll fii ñu toll. ñi nga xamante ni jotal nañ see ji dugub bu demee ba wax seet des fukki fan ak juróom-ñett nga naa da nga koy xalaata faraasuwaat
loola te déggoo benn autorité bu si yëkkati kàddoom déggoo ñu def ko seenu débat déggoo ñu def ko dara. faraasu mooy lan. faraasu mooy loolu yi ji dugub balaa taw. li nga xam ne da nga koy ji boo xamante ni yaa ngi séentu yàlla si taw ak yooyu. bu tawee fekk ko suuf si. di ko wax faru. waaw faru waaw. léegi nag loolu yi daa am ñoo xamante ni tey li ñu defoon nga xam ne bi mu tawee danoo jiyeen loola fi mu ne dee na suñ côté yee sax moom yàlla dogal na ay soccet yu sew ñoo fa ñëw ba lekk la fa neen. waaw ba fi côté Diourbel ak Mbacké tam ñu ngi koy wax ba fi mu ne nii ñi nga si mbirum faraasuwaat. xam nga loolaatam fi mu ne même nawet bi lu mu doon baax it ñu bari fi mu ne seen i mbagg daal nay xaw a damm. xaw na noo tàyyeel ndax fi mu ne lu waay denc nit daanaka bu tawatee lépp daanaka duutoo ko ñimee ji loolu rek daal nay doon gàllankoor kon nag léegi suñu autorités yi ñoom bu nekkee fii ba nëga ni ñoom yàlla dogal ñu concentré wu si mbas mi rek te itam defe naa lii nga xamante ni ci leen jëm ni ko Basiru waxe defe naa bis bu àggee fi ñu jëm defe naa mbas moom bu dee amal naa tam duubal mbas dina ñëw. yow tam bul fàtte ni Macky bokkal leen 60 milliards bi yoon kat. waaye fu mu nu bokkale yow man nee naa la yow nee naa la ñetti at a ngi nii ba muy 40 milliards. jëkkat na noo am ñun bopp bu ne 9 kilos. bi mu ci yokkee 20 milliards bopp bu ne wàññil nan nu kilo muy 8 kilos ren ji bopp bu ne wàññilaat nan nu kilo muy 7 kilos. ren 7 kilos rek ren 7 kilos la nam par bopp. kon kañ ñun léegi dañoo bëgg muy wàññi sax at mu jot 20 milliards. bon fu ngeen jëm. fu ñu jëm ñun ba mu yokkoogul la gënanti ñun di. léegi nag looloo tam comme dafa demee noonu tam Baye Makhtar engrais boobu yi ñuy wax moom yàlla dogal na moom ren moom kenn dégg ko fenn moom. xam naa jombul moom fi mu ne nii bu tawan sax ba nëga ni moom am na ñooñ moom daanaka duutuñu ko soxla woo moom. xanaa ñàggee taw a tax ñuy tuddati engrais waaye bu doon taw na heure boobu ndax man fii may waxee yow am naa bërigu kem bopp fi mu ne tey suba la weeram tey la weeram ci suuf le 28 laa ko jiyeen sa weer wee ba fi mu ne nii léegi bi may ñëw laay woote ñu naa ma ngoon gi moom kenn xalaatu faa dem xanaa da ngay teel a xëy dem fa soog koo mën a xool waaye bu ngoonee moom daanaka da nga naa deena ba pare. bon waaw kon nag léegi ñun comme foofu lan toll si nawet bi te itam ñi nga xamante ni ñoonu jiite moom yàlla dogal na kenn nangu la wax jëm si loolu. yàlla dogal na ñun ñii nga xamante ne itam ay acteurs lañ boo waxee sax ñu naa baykati ndakaaru yu kenn xamul waaye dëggam ñun jomb na noo toog ak ñun ba laaj nu lii suñ xalaat ci mbay mi ñu wax ko ba ñeneen la lay woo ñoo xamante ni wax dëgg yàlla la ñuy wax ñun buñ waxee ba daaneel rek dan naa ñii fun ne ndax ñun day mel ni beneen jamono adduna lan nekk ñoom di dund bu bokkut ak adduna bi nekk. léegi nag dama dee ni ministère agriculture moom comme yàlla dogal na technicien yeeg yooyu yëpp moom léegi affaire bi falaxoo bi dem ba sa seen biir man nag loolu moom li ma leen ci wax mooy dama leen ni xeexu lawbeeg ay lawbe la rek ñun ay mbaam lan mën a jàppe suñu bopp bu xeexee ba pare dan nuy waraat rek kon moom nañ leen seetaan ban xeex ba seenu xeex dal ndax lu mu ci mën a doon ñun yàlla dogal na ba ñuy dund dooni technicien di jubóog ministre bi ak ni ñi ngay def seenub liggéey it wax dëgg yàlla man sama côté bi ma xam sentiruma lan doon liggéey ndax bu dee gerte goo xamante ni dañ noon certifié man xàmmiwuma ko tuwanaa bi ñuy joxe si gaar bu ndaw. benn rek la pour yow benn la amul yokkute si wàllu mbay mi amul yokkute. léegi nag comme loola moom ñoom ba ñuy liggéey. waaw si wàllu jënd bi nag certifié bi ak bi ñuy joxe noonu rek njëg yi yemul. léegi daal yàlla dogal na Baye Makhtar moom. gerte xanaa dajale woon yëpp daal di certifié rek di ko jaay ñëpp prix certifié. gerte gaa ngi nii yàlla dogal na man dama see indi ñaari mbuus. ñaari mbuus yi nag damaa bëgg yow nga wax ma si gan mooy 475 ak 440. man ayu ma si waaw waaye da nga ma ko tànn rek. xanaa kañ comme gerte gi moom nii la demee te nee nañ gii R2 la. gée di tuwana xanaa yow man nga ma see tànnal ni ma gii mooy 460 yi rek. ay tuwana ak yu demee nag yooyu. waaw léegi nag ñaari gerte yaa ngi noonu yàlla daa dogal bi ko sama chef du village bi joxe ni ma genn gi 460. dafa mel ni bii mooy certifié bi ndax bii dafa mel ni moo xaw gën diggi tuuti gën xaw rafet tuuti. wallaahi alasim gii mooy tuwana bi. Bon. wallaahi alasim ak yàlla bu ma dellu kër ga gii nga dee ni mooy certifié mooy tuwana. mooy tuwana bi waaw. léegi nag léegam fi mu ne nag lii man naka jekk noonu naa leen du dëgg amul léegi nag lii moo koy firndeel fi mu ne mi ngi nii lii lan nu jox tey seko man sama chef du village bi noonu naa ko góog yi jar 440. yow bii nu la jox ni moom nan la wax certifié la te du certifié lii lan ma ni certifié mooy R2. moom la ñuy jaayee 460 tey. gée ñu koy jaayee 440. waaw léegi ku 460 gii dama ni sama chef du village bi bu doon juróomi kilo dimbali ma ko rek ma def ko échantillon pour ma mën koo xam waaye xam naa ni lépp a yem genn gerte gal siw làmmañ dong lan ko xaajale bi nga demee ba muy ñëw itam faf na ma si jox fanweeri kilo xam ma indi ko ma sàkkloo si sama soxna mag si bi muy julli si ni ko indaaleel ma ko bu ko defee man ma mën a xam gerte yi lu nu wóote waaye gis nga ko yow bi ma la ko wanee faf gi naa du gu baax moom nga dee ni mooy gu baax gi faf kon léegi moom lépp firnde ji noonu la demee léegi nag yàlla dogal na moom
ñun moom bu doon ñun moom nekkuñu fi pour loo xamante ni lu ñuy am la wala lu ñuy wut wala dara waaye bu doon li nga xamante ni moom la ministre bi def dañu see boole ñun dinañ ko jox gindi yoo xamante ni defe naa bu ko defee mbay mi dina jëm kanam. wala dina soppi ko nii mu mel. waaw ministre moom mën nañ ko gaal d'accord ak leen si moom xam nga moom du mën boole ñëpp. waaw xëy na daan tànn ñoo xam ne tam xam nañ si mbir mi bu baax a baax. waaw ñu indi leen ñooñ tam war leen toogal. waaw ñooñ du fekkee ni tam ñoom dañu war jaar si yoon yéen du ngeen toogul dafay mel na rek toog ngeen. waaw maanaam lu leen war wax moom nan war wax. waaw yaakaaroon ni loolu moom dafay am. waaw ministre bi dafa toog ak ñooñ. léegi nag man ministre bi daan naa ko wax si jamono sax nee naa lu bon président Abdoulaye Wade li ñu ko doon wax lépp daa mel ni dafa tane si côté ndax moom bi mu ñëwee indi na nit ñu bees ñoo xamante ni ñooñe ñi ngi doon bénéficier si loolu léegi ñooñee ko wëran ba fi mu ne ministre bu ñëw itam ñoo lay wër. léegi nag man bu état xam naa ni tuut naa si xelal ko waaye man tey bu doon dama koy xelal su ma dee def ministère si état nga bokk tuuti aussi de ci laa bokk de waaye comme man mënumaa joti wala li may wax xeeb nañ ko waaye tey man su doon lu ma leen di xelal ministre agriculture buñ koy def mbooleem directeur yeeg ku fa mos a nekk dañ lay simpi sànni fële ministre bi ñu ne ko yow lan fal seetal ñu la doyal liggéey nga ànd ak ñoom bu ëllëgati si biir lu si responsabilité yow yaa koy gàddu waaye fi mu ne ministre boo fab dugal ko si biir système bi itam daanaka yow ak jaaxle nga koy indil ndax directeur yi nga xamante ni depuis Abdou Diouf ba fi mu ne ñoo fi nekkan ak ñi nga xamante ni ñoom nga daa xam ci affaire mbay ministre bu fi ñëw ñoo lay wër lan la nga ñooñu nag kii ban ciy xam-xam bin ciy xam ak ña nga xamante ni ñooy luubal ñu jaxasoog ñoom ñooñu yow mën na noo jaar loo xamante ni yow ministre bi amoo jot goo xamante ni lu ñuy mën a def mooy defar ay dossiers yoo xamante ni doo sa mën a xebat dara ñu tegal la sa taabal nga signé. léegi nag loola moom bu dee loola système bi rek ay continuer mbay mi moom ala kulli haalin dañuy wax waaye du mos a jag moom loolu xëy na mën na si ñëw sa kanam tuuti léegi duggal rek si li ma la waxoon si gàttal ndax léegi dafay waratul bëri si li ma la doon wax léegi kaw ga actuellement nan ñuy dundee ak li nga xam ne mooy feebar bii taxaw ba pare ñu toog ndox mi taxaw kaw gi kañ jaaxle ba war na rëy wala kaw gi kañ moom Baye Makhtar wala ñoo ngi koy muñ comme ni ñu muñee moom koy wax dëgg yàlla dañ koy muñ waaye sonn na ndax fi mu ne li gën a metteet mooy jur gi ndax jur gi ñun àggan nañ ci ngooñ mi ren ñu ni kenn xamul ne su koy def ba ngooñ wallahi racim saako 2800 ba bi ñuy julli loolu la àggan ndax booba taw bi ñëw na léegi ngooñ mi bari na comme ni mu baree daaw léegi ñu ni léegi ngooñ mi moom du jeex ñax mi itam ba bi ñuy ruuj dañ doon lakk ñax mi léegi nag loolu lépp moom dem na jur gi amatuñu luñ lekk jur gi moom fii may waxee yow lenn loo xam ne mënati nañ koo lekk amul. léegi lu ñuy def nag xëy rek kii rek wëtal ak di felli ay garab ak a def lu ne rek. boobu moom garaaw wallaahi nit ñee tam fi mu ne nii lu waay dencan lu ne defe wan nga ni bala nga agsi fii nawet bi dina taxaw goo xam ni baykat yi li ñuy dund dafa metti ni la ko Basiru waxe fi mu ne nii yow. waaw mais baykat yi moom cette fois-ci ñëpp dañ doon wax ministre sax wax na ko mënul toll ak 650 wala lu ko ëpp si milliards war na dugg si kaw gi ndax nee na gars yi li ñu jaay vraiment seen jiw yi nekk na lu seen gerte gi nekk na lu am solo loo xam ni war na ministre bi kay loolaatam Baye Makhtar ba mu ko waxee ñun ban jugee tool yi ba ma daataa mat semaine lan may wite man leen lim ni ñor na ñurul 1,800,000 tonnes ñurul fenn ba fi mu ne mënuñu la yéen actuellement kaw ga la ngeen fay gis si wàllu dundin beeg waaw feetu tabaski ba xanaa gaañ bon feetunu metti rek ana xar yi gaañ daan denc ak bëy yëg yu dem yow léegi sàcc yi moom doo denc moom àll bi moom léegi da ngay nig ba ni suba la nga soog a dem Touba wala fenn jëndib gàtt waaye xalaata doo koo denc benn baat dong nag mooy mën a tax càmm gi baax muy sàcc bañ a am te buñ ci taxawoon ba sàcc amul rek kenn duutu jaaxle waaye loolu lépp jéemuñu si dara léegi nag àll bi moom loolu ma la wax coono boobu rek a fi am ndax tey jii bu doon nawet bi taxaw na boobee mu tàmbalee ba taxaw fi mu ne nii moom nëg ni daananu fekk ñun moom jeexal waaye nag koo dem leb koo tam xelam dina ne si ni di nga ñoral dara man koo fay waaye fi mu ne moom xalaatoo di baykat wuti kenn naa ko lebal ma lu ma lekk te tool yi dara nekk fa dara jógagul moo tax man la fi mu ne xalaatoo dem ci kenn naa ko lebal ma kañ ndax taxal ma ñëw si Basir ba waa Bas yéen seen côté yooyu muy Kaffrine nag ay côté Nioro côté yooyu moom dafa taw d'accord nañ si ak Kaolack ak yooyu yëpp ñoom bokk na si zone yi nga xam ni dafa ñàkk ndox si lu ñu waxagul ok waaw du ñàkk nga mais léegi dama lay laaj gox yooyu léegi ñoom naka nañu maanaam dundin ba actuellement la fa mel te ak yenn zone tam ñoo ñàkk ndox si wàll fànn boobu. waaw dundin bi mooy dundu weeriyaan ñàkk pexe parce que heure bi bu fekkoon ne dugub yëpp jóg nañ ci kaw naat jiw yu baaxoon complet nga am. jóg bi moom amagul noonu. demewul noonu léegi bu fekkee da nga dem ci côté Nioro bi ñoom tawlu nañu. waaw biñ tawloo ak léegi mu ngi ci ñeent fukki fan ak juróom-ñaar lañ tawal boobu ak léegi ñoom seen dugub yi dem na ba wan na li ñuy wax wan na ginaar weesu nañu wolli su fekkee da nga ñëw nag ci côté bi nga xam ne mooy Kaffrine ak li ko wër
ñooñu am na ci ñoo xam ne sax jiwaguñu man fa laa bokk ba fii may wax ak yow suulaguma dara du dugub du mboq du gerte. mais yéen am ngeen taw non. non taw ba moo tolloogut fu nit ñi ñemee risque pour ji ji ñenn ñi ci risque woon pour ji ji moom laay wax ne tey rek am na ku ma ci jot am na ñeneen ñu ma ci jot ci ñoom seen biir ñoo xam ne dañuy kenn ki dafa fas yéene commencé waat kenn ki daf ko leer na encore gerte la doon ji encore jiwaat gerte non faru woon nañ comme ni la ko Cheikh Ndiaye waxee léegi dugub bi waaye dañuy dem jiwaat seen gerte yi ndaxte biñ jiyee ak léegi côté boobu moom moo gën a manqué ndox soo demee ci côté Fatick bi jaxaaw démb maa ngi ci côté jaxaaw beeg yu mel noonu waaye da ngay gis toolu dugub yoo xam ne da nga koy xool ba sa bët jeex lépp dafa zone ba wow ko maanaam changé na carrément mu wóor na liif na ni fii ak ñeenti fan bu amul rek gerte kii dugub boobu day yàqu ku ci jiwoon gerte nga gis mu ne làcc am na ci yoo xam ne dem nañ ba tàntour def lépp rafet waaye làcc boobu mu def noonu bu fekkee taw teelu la ñëw rek risque day am léegi nag damay wax foofu ne gis nga ñi ngi wax ne feebar bi corona bi war na tax ñu bàyyi dajaloo beeg musiciens yeeg boîte yi waaye ñun dañ am seetlu li ñu doon ay ndaw bu yi tolluwaan foofu nit ñëpp dañ daan programmer woo nit ñi ci pénc mi waxtaan ak ñoom état war koo def tamit lépp loo xam ne dafa niru ak xumbaay ak mbumbaay ñu arrêté ko parce que dañ toll foo xam ne dañu war a dellu ci yàlla kenn warta jógee ci yàlla waaye gën a dellu ci yàlla di xool lañ leen def yàlla tuub toroxlu jéggalu pour yàlla dimbale ñu wàcc waat ndox te loolu kenn mënu koo jiite lu dul état buñ ne état mooy ti képp ko nekk ci rek région yi moo xam gouverneur nga préfet sous préfet ñu ànd def communication boobu ministre de l'intérieur wàccee ko dëkk bi ba mu daj réew mi ba mu daj kenn bañati def lu mel noonu parce que nag ay xumbaay daal mel na ñu bàyyi ko parce que nag toll nañ foo xam ne xëy na sénégalais bi parce que état moo ci jiitu xamuñu lan mooy cëru baykat waaye ne buñ ko xamoon loolu moo gën a pire tey lii ñu wooyee feebar bi nekk fii nii waaye respecté wuñ ñu xamuñ ne ñun baykat bi ñoo yor dund képp ku nekk ci réew mi ba sax ci bitim réew xamuñ ne ñun tey ñoo yor tiraanga yi lépp lu fi xew ci bay ma lay jógee tey bu fekkoon xam nañu ko danañu jéem ñun ñëpp ànd toroxlu ba nga xam ne danañ ñaan yàlla wax ak kilifa yi ni ñuy wéyee di dem di yalwaan di expliquer nit ñi feebar ba yooyu noonu communication bu ëpp boobu la ñu waroon def jëm ci kaw gi fu mu ne ni fii may waxee yow bu fekkee ne da nga yoroon tey tuuti ci gerte yow yaa ko lijjantil parce que état joxewu jiw comme ni ko Cheikh Ndiaye waxee nii gerte bi mu la jox ni ne la tout venant tey man bu ma la doon indil du ma la ma indil gerte parce que man suuf laa lay indil wala ay ngooñ kala wala ay xeer parce que ñun loolu lañ ñu jox léegi nag waaye yéen ba leen ko joxee itam li ngeen ko def xanaa yéen maa wax ne day indi gis loolu ba pare daal di ko jël waaw am na ñu jël parce que nag dañ leen di teg benn système si biir saako nu am waaw ci biir saako bi lay nekk ñu rancé ko yëpp teg ko ñu commencé di joxe baykat bi amul sañ-sañ à part commission bi baykat bi amul sañ-sañ yu yegg ci jiw bi dajj xoolal boppam saako bu gàtt sax mu wóor leen bii matul boo ne dama ko jël coow fekk la ca yooyu dafa am ñu teg leen na leen nag bu ngeen jëlulee gerte bi doo leen am engrais maanaam dañ leen napp goo xam ne teg leen fenn foo xam ne danga naan rek yow boo jëlul sax sa gerte rek kese yoon mën na la caa fekk ndax système bi ñuy doxalee te bu fekkee baykat moom jiw état di ko subventionné ci suñu alal ñun suñu moomeel comme ni nga ko defee secteur yu bari nag dama ragal ne bu ñëwee nag ba yegg si commission yi non seulement yi fa nekk baaxul à part ki nga xam ne moo fay représenté sous préfet wala préfet la des matul te commission ñun ñëpp xam nañ ni war a matle wuñ ka fay nekk kenn la day miinante ak gars yi chef de village dafa am ñu ci war a bokk bu dul ñëpp dafa am ñu ci war a bokk am ay ndaw yu ci bokk njiital jigéen ñi imam yi ñi nga xam ne ñooy comité bi maire bi mais ñenn ci ñoom di bokk kenn rek mooy doxal te bu waxee ak baykat bi daan ko ñëwal seen jiwu génn na boo ñëwee tak dëkk bi yëpp taxaw dañ naan la génneel soo ñëwee di xool ñu ne lay bu ñu fontoo nangam ak nangam. ah bu ñu fontoo si lan. dañ naan la carrément ñëwal nga jël sa gerte nga génn. amul nga yëg ko indi toog ñun ñu ko fa nekk di ko commencé def sax dañuy dem ba dañuy jéem a jaxase ak suñuy bokk yaakaar ne ak tax suñu mbokk moo ñu tax a jóg gis nga ren bu fekkee ne ren dem nañ ba gerte des ci réew mi nañ ko sante yàlla ak liggéey bi nga xam ne kuréel yi mel ni ñun def nañu ko parce que daaw ak at yi ko weesu mosoo liggéey ne gerte yi des na ci sa koy même bu dee baaxut parce que mosuñu amul benn opérateur boo xam ne daan nga ko wax kaay nga yóbbul secteur ñoom Cheikh Ndiaye Bambaale wala feneen muy hésité bu amul gerte ndax bu yóbboo xaalis dina garaaw fi mu toog lay toog ñu coordonneel ko mu xam kilo bu nekk li mu ko jëlee ci état xam kilo bu nekk lan la ko baykat bi war a jëndee
mu toog calculer li mu ko ci war a tagal fi mu toog ñu calcule ko def ko business lépp xaalis la doon moo tax benn gerte mosul des alhamdulilah bi ci yenn yëngu yi amee ba kilifa yi tànqamloo ñu dégg ñu parce que ñun wax nañu sax ne carrément dañ na ñoom ànduñ ci ñuy joxe xaalis bi mu xewee nag ñun toog nañ sax ak kenn koo xam ne kilifa la ci ñoom benn préfet wax dëgg yàlla ñu koy nuyu di ko gërëm bu baax dafa woo opérateurs yi nekk ci gox boobu yëpp na leen xaalis moom bu ma ko fi déggatee yéen ñëpp dina demee neen te sax woowul leen en tant que moom mais gendarmerie leen booleel ñu dem déglu ju leen looloo waral tey benn opérateur sañu la yóbbu gerte mu yóbbu sañu la yóbbu xaalis mu yóbbu gerte léegi nag bu fekkee waxuma la jiwu ba léegi nag gerte la ñu yóbbu gerte ba ñu yóbbu ñun ci gox bu ma dëkk dañuy wax ne gerte certifié lañ ñu jox mooy boo xam ne dañ ko war a saytu ay technicien xool ko normalement boo ñëwee da nga war a fekk saako bi ñu kepp fa benn këyit vignette la war a tudd vignette boobu la moo lay jox gerte bi nii ban qualité la fan la bokk maanaam cosaanam fan la ban gerte la ñaata kilo ca nekk extra mais mu amaat tamit beneen këyit mu tudd bulletin d'analyse loolu gerte yi amu ko mu am suuf am mais gars yi dana gërëw loolu tax mënuñu ko am xanaa ci laa jëm si léegi nag ndax ci réew mi damay laaj ñun baykat lañ yëpp neenañu nee na boo xam ne segam duñ jooy duñ wax duñ yuuxu lu xew ñu ne yàlla baax na ñun rek lañ yëpp mais kenn yebul tey dem fii ci daral gii wala abattoir ba la ñuy rendee xar nga ñëw jënd ndawal goo xam ne amul ay bil amul analyse kenn analysé wu ko amul te nag gerte bu ñu analysé wul ñu ne jiwu la moo jur gu ñu analysé wul xamoo lekk dee la tudd xamoo fóon dee la tudd te loolu la ñuy jox malgré ñu ñu koy jox de ñun ñu am ay kuréel di yëngatu am ndaw fu ne boo demee ci ñi nga xam ne ñoom ñoo waroon a lijjanti loolu parce que ñooy responsable commission yi mooy les préfets ak sous-préfets ñenn ci ñoom ñi lay doye dal di la tuuti di la wan ne lii ngay def yàq la tax a jóg te nag dama yaakaar ne yàq wala ki bañ a jàppale gouvernement mooy ki nga xam ne moo nekkal gouvernement ci ab gox gouvernement def politique bu am solo ñu ne ñun amoon nañ 40 milliards mu yëkkati 20 milliards tegal ni ko muy 50% ñu ne ci mbay mi lañ ko def ñi nga xam ne ñoo ko war a jaarale yoon ñooñu toog ba ñun ñi nga xam ne ñooy ay ndaw kenn joxuñu dërëm suñu moyen bopp suñuy carte 1000 francs ñaar téeméer dañuy jël ak ñetti téeméer di faraatu di def lépp di leeral loolu le jàkkaarloo ak ay kilifa amuñ luñ lay gërëmee waxuñ la jërëjëf mais naan la yow yaay yàq ba tax ñi lay jéem a essayer de minimiser naan jàngoolee nag boo ngeen jàngoon doo ngeen def lii wa ay lii ngeen di def yàq leen tax a jox ak ay nit a nekk seen ginnaaw def ay tuuma yoo xam ne teguñu ko fenn moment boobule dafa doon loo xam ne dafa doy waar xam nga ñun même bas ma fàttaliku Assane fi ñu nekk def naa war nañ mën seeti ñenn si suñu correspondant soit muy Adama Ndiaye wala Lamine Gueye Samane ku si pare rek mën ngeen ko indil moom tam mu wax nu taxawaayu taw bi lu mu def si gox yooyu waaw ñu continuer waaw li ma lay wax moom côté taw bi waaw man moom ci samay ndaw macha allah jàppal na Casamance gëj na faa taw boo demee côté Tamba bi gëj na faa taw moom koñ fépp moom waaw kon ñu def ko fépp benn yoon Louga fu nekk suñuy ndaw jox nañu ne gëj na faa taw mu des nag ji gën a sonn côté Kaffrine bi def ci bokk ñu jiwagul nga dem côté Nioro bi ñu ji ba pare mu war a dee nga dem côté Fatick bi ñu ji ba pare mu war a dee ñooñu ñi nga xam ne ñooñu li gën a garaawle ci côté boobu xanaa ñu dem côté Bawol bu boobaa léegi bu fekkee ne ñun dañoo am problème mu jiw bi ma lay wax nii ay ndaw ñëw gëstu gis ko ni ay la yéwén fii nii saako gerte bii nee nañu ne juróom fukki kilo gerte la war a def ñu gëstu xool gis mu génn ñaar fukki kilo juróom-ñeent fukki kilo ak ñaar ñu yuuxu loolu le ñu ne li ñuy def jaaruwul teguñu ko fenn commencé di indi ay sos di indi leneen ñi dem ca ña nga xam ne jox nañ leen ba pare muy dëkk bu ñu woowee baytir ñu leen di nuyu ñoom ñëpp ñu génnee leew leen seen gerte ñu génn yëpp ñu peese ko ba ñu peesee ñu génn ci bokk na ñaar fukki kilo suuf la def te joxe nañ ko ba pare yeneen ya demee neneen yow boo xoolee tey lu mat juróom-benn saako mu nekk ñetti téeméeri kilo ñu génne ci ñeen fukki kilo ak benn ci manquement lenn li suuf la lenn li manqué de kilo la. waaw mais kooku yóbbu leen ko ngeen wal leen ko nu seet lu ñuy def. lu ñuy def bon ah ñi leen ko jox xanaa. ñi leen ko jox mooy kan ñun ñu dem ci ki nga xam ne mooy kilifa bi mu ne carrément gerte bu xasee wàcc ci seko bi baykat bi jotagu ci tam baykat bee ko moom. ñu ne ko day fekk mu doon gerte bu baax mu ne gerte bu xasee wàcc mënatul a dellu. ndax loolu yéen wax bu jub la moment boobu ñu ngi indi waale gerte man ko man dama laa indi waale woon gerte. sax waaw mais gerte gi ñen ñoo ko war a seet bala muy agsi foofu. ñan ñoo ko war a seet. waaw mooy ñi nga xam ne ñooy commission bi te commission boobu la moom laa wax ne dafa war a mat mucc ay. waaye commission boobu moo matul boobu. commission boobu moo matul. commission bi connaissance fa am xamante ak ñi nga xam ne ñooy opérateur yi parce que bi ñu toogee ak benn kilifa ñu koy wax na ko réew mi dañuy jël xaalis ci palaasu gerte mu ne loolu nu mu mën a nekkee mu warul mën a nekk parce que opérateur yi ñuy jël. may ma tuuti defe naa ñoo ngi nekk en ligne allo. Makhtar. Lamine na nga def mbaa ngi si jàmm. ñu ngi lay ziar bu baax Sall. ñoo ngi lay delloo ziar naka Louga.
sant yàlla baax sant yàlla. mbaa foofu ñoom ñoo ngi si jàmm ñoom tam. ñëpp a ngi si jàmm alhamdulilah. waaw léegi comme taw bi béykat yi di xaar. waaw ñoo ngi lay déglu foofu nañu bëggoon agsi ak yow aywa bokk naka lay demee foofu ak ñoom tam tey jii naka nu ñuy dundee lool si contexte bi nu nekk muy corona bi. waaw contexte bu jafe Makhtar ndax ñoom amoon nañu yaakaar lool gannaaw ba nga xamee ne ren taw bi teeloon na ñëw par rapport à l'année dernière. maanaam depuis deuxième quinzaine mois de juin bi si la fi ñaari taw njëkk wàcce xam nga nag lu ñuy wax rek moom mooy les premières pluies ne sont pas forcément les premières pluies ne sont pas les plus utiles maanaam du ceebu yi mais taw bu mujj bi deuxième taw bi moom gars yi jàppee nañ ko baykat yi yëpp jàppee nañ ko ceebu ba ñu si bare demoon nañu def commencé jiw seen ay tool mais boobaak léegi nag vraiment dañu seetlu ne yaakaar googu mi ngi xaw a nekk mi ngi yàkkeeku li ko waral see tuddee flétrissement maanaam dem na ba commencé lax te loolu bu continuer bu fekkee ni ñàkkum taw bi dafa continuer noonu li muy mujj rek moom mooy gàncax googu dafay mujj dee te fokk li si li muy jur maanaam conséquences yi mooy des resemis te resemis boobu nag dafay am ay problème ndax ñu si bare seen loxo jotul seen gannaaw ay jiw yi leen di joxe tam buñ ko teelee jiw taw ñëwul loolu lax bon beneen dépense dina am mu mel ne bon dina contribuer un peu si durée soudure bi fii au niveau de la région de Louga beneen conséquence bi muy ñàkkum taw bi mën a am itam moom mooy ñi nga xam ni jotoon nañu jiw mën na dem ba yenn si variété yu bare du ñu boucler seen cycle maanaam du ñu egg fi ñu waroon màggee wala bu ñu fa eggee itam la ñuy jur du baax maanaam bu fekkee gerte gi la gerte gi doo dafay nekk densité bi day faible dafay sew yooyu yëpp daal moom mooy li si ñuul pour le moment mais ce qui est sûr moom mooy li nga xam ne mooy notification yi au niveau de la région de Louga tàmbale wala ñu ko joxee depuis mois d'avril mise en place bi ñu depuis mois de mai ñu ngi ci boo seetloo 3369,86 tonnes d'arachide écrémé et certifié moom la Louga waroon am lu jëm si wàllu ñebe ji ñu am 885 tonnes fay ba ñu dajeek DRDR bi le directeur régional du développement rural Jean-Paul Bamboki wax na noonu si gerte gi certifié ak écrémé bi yëpp taux de cession bi tey mi ngi si 100% maanaam li ñu defoon mise en place yëpp joxe nañ ko. lu jëm si wàllu maïs bi mboq mi xam nga Louga n'est pas une zone maïsicole. ñu ngi koy bayee rek booro Gassane ak booro Touba Mérina c'est dans l'arrondissement de Darou Mousti. maïs boobu itam mboq moomu maanaam c'est taux de cession bi mi ngi si 100%. ñebe bi moom mooy 885%. 885 tonnes mais moom mi ngi si 94,8%. maanaam téeméer boo jël juróom-ñeent fukk ya ak juróom-ñett fukk ya ak ñeent yu tegal tuuti yëpp joxe nañ ko mais ñu ne foofu amul njàqare parce que li ko war a moom mooy c'est des variétés actives moom la ñuy bay fii au niveau de la région de Louga. boo ko seetloo l'essentiel de la production de ñebe du Sénégal depuis quelques années. vient de la région de Louga. ndax boo jëlee 100% si ñebe au niveau national 53% yëpp ñu ngi koy bayee au niveau de la région de Louga. donc ñu ni foofu ñoom amuñu fa njàqare bu taw bi teelee ñëw rek incha allah am nañu yaakaar ni ñebe dina boucler cycle parce que c'est des variétés actives. mooy yu si mel na la variété Yacine. la variété Melax. yi nga xam ne moom lu ñuy initier fii au bout de 45 jours rek mën nañ ko mën a am xëy na njaween yi ak sekkeen yi niñ daan teelee am ñebe ren bi ko teelee am parce que taw bi xaw na yéex mais loolu mooy situation bi si wàllu arachide décortiqué bi ñu fàttali rek ñu ngi ko doon jaayee le kilogramme baykat bi mu ngi ko doon jëndee 285 francs coque bi mu ko doon jëndee 140 francs ñebe bi le kilogramme bu nekk le baykat bi mi ngi doon revenir à baykat bi 150 francs. Donc là, c'est la réalité ici de la situation au niveau de Louga. Une situation inquiétante parce que tous les postes sont déficitaires par rapport à l'année dernière. Maanaam poste yi nekk si biir région bi yëpp boo jëlee département bu Kébémer département bu Louga département bu Linguère lépp lu ñu amoon si ndox daaw amaguñ ko ren ba tax na dafay influer bu baax si culture yi mu mel na donc vraiment la soudure risque d'être très longue ici au niveau de Louga. Sinon, on prie pour que Dieu, encore une fois de plus, ouvre les vents du ciel, Makhtar. waaw mais Lamine soudure boobu naka lañ koy dundee ñoom actuellement. Ah mais difficile avec période corona bi ak période corona bi c'est un peu difficile déjà ñoom seen bari woon nañu ay jafe-jafe am na fi ay ONG yi nga xam ne sax
jotoon nañu fi indi ay ndimbal si les zones les plus touchées baykat yi may leen ñi ñu jox leen jiw ñu jox leen aliments yi nga xam ni complément alimentaire pour les enfants ñenn ñi ñu jox leen ay xaalis yooyu yëpp am na fi mais ay aboon nañu yaakaar ni xëy na daañu weesu foofu mais avec troisième vague bi dafa gën a encore indi ay jafe-jafe parce que déplacement yi déjà commencé nañ ko restreindre les activités également demetul noonu bon en tout cas mu nekk daal nana metti si au niveau du monde rural surtout mais actuellement bi ñu wax itam loolu li muy contribuer li muy indi rek moom mooy les jeunes vont quitter les centres le milieu rural pour les centres urbains les plus proches daañu ñëw Louga commune daañu dem Dakar daañu dem Thiès l'exode rural maanaam mais également ça peut mener vers ça parce que loolu gis nañ ko si au niveau de la zone des Niayes ñooñu xëy na amuñu problème mu ndox parce que seen mbay maa nga fa di gaañi yenn yi di nëpp dem nañu ba ñu ni ñoom ñu si bare tenté woon nañu immigration clandestine mais il faut pour dem si tool yi meññ na mais tey jii li ñu bay yëpp mi ngi seen loxo mënuñu ko jaay am na concurrence déloyale bu agrobusiness bi. waaye également am na ay déficit vraiment un déficit criard de magasins de stockage de magasins de conservation donc la filière oignon moom si boppam bi nga xam ne également. les Niayes c'est l'une des mamelles économiques du Sénégal et de la région de Louga foofu itam jafe-jafe. lu wokk baykat yi mën na xuri sàmmkat yi parce que le tapis herbacé risque de ne pas être très fourni et là également ça va mener vers la transhumance et loolu bokkul ci stabilité élevage bokkul ci li nga xam ni dina contribuer à l'élevage intensif bi nga xam ni moom la ñu bëgg a développer dans ce pays Makhtar. waaw mais li ma la bëgg a laaj le fait que kii yëpp la zone yëpp déficitaire si wàllu ndox bi loolu est-ce que am ngeen ci explication lan moo waral déficit bi généralisé wu cette fois-ci. alors que daaw comme taw bi teelu na ñëw ba ndox amoon na. waaw chez les techniciens ñu si bari ñoom duñ ko lié par rapport au changement climatique. Les changements climatiques vraiment ont perturbé un peu le rythme bi nga xam ne moom la saison yi doon am. bon loolu la techniciens yi wax. mais également suñu baykat yi ñoom certainement c'est vrai qu'ils ont des connaissances empiriques parce que déjà bu ñu mosaan gis benn garab gàncax gi nga xam ne amul woon si noor bi bu ñu ko gisee dañuy naan nawet baa ngi approché woon nawet bi dina baax léeg-léeg ñu gis benn papillon maanaam amoon na daal ay signes yi nga xam ne ñoom si la ñu xamee ne nawet bi dina teel a ñëw. waaw mais seulement kii du point de vue même régional xam nga Niger dañ di réunir à chaque fois di wax ndox mi fu mu yem te am na temps boo xam ni waxoon nañ dana am perturbation yi mu am annoncé woon nañ ko mais au niveau local amul woon benn kii bu ñu jëloon pour préparer wu à ça également. du côté officiel également comme du côté ay baykat. amul defuñu ko parce que ba léegi ñi nga xam ne dafa am ba léegi ñu ngi persister si les traditions. waaw mais ANACIM depuis quelques années. am na yu ñu développé par SMS. di wax naan taw bi nii lay demee. la première pluie ne sera pas la plus utile. pour semer du doon ceebu bi daañu wax ni ren nawet bi dina bare ndox wala dina du gaaw yooyu yëpp daañu ko wax baykat yi. waaw mais est-ce que baykat bi dañ si jot bu baax a baax à temps moom tam pour mën fagaru et puis est-ce que am na possibilité pour fagaru par rapport à ça également. dès l'instant où jënd na jiwam ba pare. lu mel noonu quand j'étais dans la région de Kaffrine demoon nañu ba baykat yi les organisations faîtières. ñoom ñëpp de sensibiliser seen membres par rapport à ça parce que ANACIM fekk na plusieurs fois mu développer mu def fa ay séminaires de renforcement de capacité. voilà Lamine Sambane merci beaucoup ñu ngi lay gërëm bu baax a baax. nga nuyu ga région Louga gaawantul bal mi dem Lamine. waaw Matar. waaw Lamine baal ma sànq da nga wax nga ne. waaw ci kemb bi yéen a ngi koy jaayee 385. këyiti daaw jéeg la yor. xottu bi nga ne 140. allo. allo oui. oui maa ngi dégg. nga ne gerte kemb yéen a ngi koy jaayee foofu 380. déedéet 280. 280 l'arachide décortiqué waaw. mooy kemb bi. waaw. le kilogramme à 285 francs. ren këyiti daaw jéeg la yor nga naan. ren ngay wax. moom la directeur bi joxe ci CRD bi nga xam ne moom la def. xottu bi. xottu bi 140 francs. muy këyiti daaw. Lamine après nga vérifié waat ak ñoom seen information yi. ñebe 150. ça je tire ça de la bouche du directeur régional du développement rural. DRD. lors de CRD préparatoire de la campagne agricole 2021 dans la région de Louga. léegi Lamine. waaw ñun en tant que baykat.
waaw jëndeewuñ loolu ci terrain bi waxal ak technicien boobu loolu wala DRDR. bon daañu vérifier loolu. bon d'accord ok daan dellu si waat si question yooyu daan ko posé waat bu je ne sais pas est-ce que du par rapport wala prix bi pour Sénégal yëpp la amul gox bi dafa sore amul sorewul benn rek la. déedéet am na différence. différence waaw am na différence mais loolu mu ngi tam ci comme tey gerte xott bi. ñu naan R+1 ak R+2 bi. voilà léegi daan ñëwaat si loolu yéen ñaar ñëpp daa ngeen jox seen xalaat par rapport ak li mu wax léegi nu bàyyi suñu partenaire la banque agricole LBA ñu jaarale seen publicité. ngir gunge suñu réew mii di Sénégal ak mboole seem kuy yëngu ci wàllu koom-koom rawatina ci wàllu mbay càmm ak napp boole ko nag ak taxawaayu aar li ñu wër di alam bi ngir yokkute gu mat sëkk te mucc ayib LBA la banque agricole lëkkaloo ak Sud FM seen rajo ñooy ànd ak yéen ci seen émission waar wi la banque agricole LBA di banque bi xarañ te ubbeeku. voilà mbokki auditeurs yi ñu dellusiwaat gannaaw bi nga xamee ne suñu partenaire bi la banque agricole jàll na ma pare LBA moom nag moom ay mbiram xam ngeen que moom si wàllu production lay yëngu partie bi nga xam ne mooy partie bi gën dëgër gën métti ndax production moom du baaxul rek ay affaire autosuffisance ak yooyu pour nu ak sa moom dana métti trop loo tax jàppale foofu lu am solo la ñu dellusiwaat suñu keneen ki nga xam ne moom moo ñu toogal si Bambey ak Diourbel muy Adama Ndiaye ñu ngi lay nuyu. maa ngi lay fay Makhtar Sall. Adama Ndiaye naka gaa Diourbel na ngeen def foofu. bàyyi ñu si jàmm muy tàng rek ñuy séntu taw bi Makhtar. waaw yéen moom yàgg ngeen tàng yéen tàngaay bi sax dafa mel ne rek mooy suñu seddaay mooy seen seddaay foofu. waa di tabaski bi naka la demee foofu. xar yi jar nañu bu baax dinañ jàpp rek ne li nga xamante ne moo jëm ci wàllu nawet bi daal ay jafe-jafe am na ndax. ceeba bu njëkk bi ñu ngi ko am ci ñaar fukki fan ak juróom mu di taw bu njëkk bi ñaar fukki fan ak juróom benn mu di taw yu njëkk yooyu nga xamante ne am nañ ko ci wàllu nawet bi boobaak léegi nag ñu ngi seen taw am na sax gaa ay wis-wis ya nga xamante ne am na ci diggante bi waaye taxu ko am solo. taw yu njëkk yi est-ce que amoon na doole Adama Ndiaye taw yu njëkk yi est-ce que amoon na doole tuuti. non xawoon na am tuuti. mën nañ koo gam-gam lekk li nga xamante ne mën naa ji gerte waaye nag taxul woon mu tooy lool waaye nag bàq bi demoon na ba mën a ji gerte te jiwoon na gerte it te saxaloon na li nga xamante ne mooy dugub ji waaye loolu nag ci ñaar fukki fan ak juróom ci weeru juin jàpp ñaar fukki fan ak juróom benn ci weeru juin bi te jamono yi ba ñaar fukki fan ak juróom-ñett tey gisuñu taw ba nga xamante ne daal am na doole ba nga xamante ne mel na ni taw bu njëkk ba daana wis nii nag di def ay trace loolu nag indi ay jafe-jafe ci li nga xamante ne mooy gàncax gi ndax lu ci ëpp ci gàncax gi tàmbali na di wow yi nga xamante ne ñu ngi nekk ci joor gi sax tàmbali naa lax yi nga xamante ne moo nekk ci kwekk gi sax tàmbali nag di dee te loolu it doon na lu nga xamante ne jafe-jafe la ci wàllu nga xamante ne mooy bàq bi boo xoolee cumul yi Matar diggante fi nga xamante ne mooy njaareem Bambey bu Mbàkke njaareem daanaka li ci ëpp ci taw yi weesuwul cumul bi weesuwul ñeent fukki millimètres fi nga xamante ne mooy Bambey également ca Mbàkke daal moo xaw a tane tuuti ci région bi juróom-ñett fukki millimètres ak ñaar foofu mooy cumul bi loolu nag la ñu indi mooy am na xeetu yàq ya nga xamante ne ñu ngi koy tàmbali di nemmeeku mu ñëm ci li nga xamante ne mooy sorcet yi mooy ñu koy dippee ay sotorio yooyu nag daanaka bu amee maral ne seen nan day toj bu ko defee nag si sorcet yu ndaw yooyu ñooy jàpp di ruub li nga xamante ne mooy gàncax gi te loolu fi ñu ko faral di nemmeeku mooy ci tund wi nga xamante ne mooy njumaan ay Touba Mbuy Kayel leneen aussi am na ci mooy jalaan yi aussi ci gox yooyu xam ngeen ne yàgg nay am li nga xamante ne mooy jalaan ak yooyu di ruur
gàncax gi waaye nii nga xamante ne ñoo yore wàllu mbay mi taxaw nañ tem ngir fexe ba loolu ñu jëm ko taxawee bu ko defee ñu mun ko faagaagal waaye li wërte wóor daal béykat yi tey jii li ñu bëgg mooy taw nag boo amee xëy na li nga xamante ne barikat néew ci ñi jiyagul dinañ mën a ji seen gerte ñi nga xamante ne jot nañoo ji te seen gerte gi tàmbali di la xëy na bu ndox mi ñëwee dina doon lu nga xamante ne dina tane ci gàncax gi Makhtar Sall. waaw kii puisque ñoom ñoo ngi jox seen bopp yàlla di nekk jamono yi ñu nekk ak tabaski bi ñu dund ñoom naka naan ko passé si yan si seen situation bi nekk actuellement naka la. waaw xanaa di dund werewaan rek xam nga Makhtar fii mu toll xam nga béykat bu fekkee ne mu ngi séentu nawet bi demee nii mu waroon li nga xamante ne mooy ay sàqam wala li nga xamante ne moo newoon dundam daanaka jeex na la muy defe rek mooy ci maanaam petit ruminant yi nga xamante ne moom la am di jaay di taaba di jënd sa ceeb wala yi ni mel ngir mën a dundal li nga xamante ne mooy njabootam laata nag dugub ji di ñor waaye nag jàpp nañ ne vraiment situation bi tar na tar ga nga xamante ne war nañ leen mën di gëstu ci période bu mel nii naam sax daanu dajul suuf waaye nag war nañuy gëstu béykat yi jàppale leen ci li nga xamante ne mooy wàllu dund bu ñu toogee ba li nga xamante ne mooy période soudure bi waaw luuma yi naka la mel jamono yu ni nekk luuma yi naka la mel jamono yu ni nekk waaw luuma yi rek mooy niñ ko xamee rek xëy na li nga xamante ne moo fay dugub ji daanaka juróom-benn fukk jàpp li ni wala lu ko ëpp lañ koy jaaye te loolu yëpp li ko waral mooy xam nga dund gi dafa commencé metti soudure bi commencé dugg te loolu yëpp doon na ay jafe-jafe parce que suñu mbokku béykat yi li ci ëpp Makhtar duñu fàggandiku li nga xamante ne mooy comme ay magasin céréaliers yi nga xamante ne war nañ koo mën a def ci kaw gi bu ko defee ñoom li ñu am ci récolte ñu ko fay dugal bu fekkee ne dem nañ ba jamono toll nii ñoom ñu ci mën di dund wala ñu ciy jaay wala li mel noonu waaye fi mu toll daal vraiment tar na tar ba nga xamante ne ñoom béykat yi daal war nañ leen gëstu parce que béykat mooy ku nga xamante ne moom daal bu mbir mi ñëwee dina ko jaay waaye wuutiwaat xam nga loolu aussi il faut que béykat yi gën a changer aussi mentalité ci li nga xamante ne moom la ñuy dundee parce que fu jamono toll ñoom dañuy jaay rek moom bu nawet bi pare dañuy jaay lépp lu nga xamante ne am nañ ko bu ñu tolloo si nag ñuy dem di lebaatu bon ci yenn commerçant yi yenn saay sax ñu gàcc leen la nga xamante ne buñ ca demee duñ ci mën a génn ñu nekk ci situation endettement ba nga xamante ne kenn du xam nu mbir yi di xanaa dafa fekk ni seen situation économique mooy metti loolu tax ñuy def ni mu demee noonu waaw mais Matar boo jaayee sa kilo dugub fanweer nga jox ko commerçant bi mu denc ko ba waxtu wi mu jaayale ko 300 daanaka am na le double ci li nga xamante ne moom la war a am ci yow te loolu day doon jafe-jafe bu nga xamante ne gu tar lay doon te loolu nemmeeku nañ ne lu metti la ci li nga xamante ne mooy béykat yi Matar daal xam naa ne boo béykat yi war nañoo changer doxalin bi mooy bu ñu wut ay magasin céréalier nga xamante ne bu période bi tollootee nii ñu mën di dem di leble seen biir bu ko defee tegaay bi du métti te day dir si waat ci seen biir. Adama Ndiaye yow journaliste béykat nga gaa xalaat boobu moom def naa xam naa béykat yi daan ko jàpp nga nuyu gaa Diourbel ak gaa Bambey. waaw dinañ ko dégg Matar parce que aussi mbéy mi moom xam naa ne bu sooxee rek ñun ñëpp lay sooxal. parce que ñun aussi dañuy yëngatu ci wàllu mbéy meek li ci yaaju loolu yëpp aussi c'est lu am solo la Matar. voilà merci jërëjëf Adama Ndiaye ma ñëw si Cheikh Ndiaye Bambali Cheikh dégg nga ñaar réaction bi jóge Louga ak bi nga xam ni moo jógee Bambey yow sa xalaat si point important yi nu soulever si wàllu mbay mi nu mu tekkaarale ak tam soudure bi ak tam li nu expliqué
ak tam métti bi nga xam daal wax nañ ko ban xalaat nga si am. waaw loolu de moom Baye Makhtar ñaar yëpp la am xalaat bi ma gën a am xalaat nag mooy bu Lamine Saman bi. Lamine Saman moom bu dee yàlla dogalul leen waxan daaw ni mu jaañ fa da lim noonu ku def lu rëy am lu rëy. waa Louga danoo jaay usine bi seen gerte te la taxan ñu jaay koon mooy pëpp lan amoon mënuñu koo jaayoon fu dul sa usine ba bu dul loolaa tax ñu jaay leen prix bii man lu ma jaxal la. defe naa lu mu mel dafa tuuti wala dafa rëy moom Lamine mii yorul kayiti daaw sax kayiti daaw jéeg la yor daaw jéeg la gerte doon jar 280 kemb xott di jar 140 daaw mi ngi jar 300 xott di jar 150. waaw ren mi ngi jar 440 kemb. waaw benn bii ma la jox di jar 460. waaw xott mi ngi jar 300 we. benn bi jar 330. waaw moom dégg nga li mu wax nee na moom sax cité na la mu ne CRD bi ni def tel date. kooku moo ko lii daal moom maa ko wax Lamine Sama bu dee daal defalul leen Mbakar fegg ndax liñ jaay daaw ñu tax ñu jaay leen lii. ndax lan noonu ko def lu rëy am lu rëy ak seen pëpp moom mais tax ñu nanga ko faa jaay. ma xam ni kon léegi moom am na lu xew si réew mi. waaw ndax man ñaari prix gerte moom musuma ko fee xam. waaw côté bu ñuy jaay lii côté bee ñu leen di jaay leen na xoolaat kayitam yi ba xam 2019 la. moo ko déggee waxaat na la ko. moom kay ba jox la précision waaye defe naa bu ko xoolaatee sax dina xam ni 2019 la ñu jox. te itam sëñ Adama Ndiaye itam. maa ngi koy xamal ni ko loolu yi mu nuy waxal ñun baykat yi ñoo ko gën a bëgg waaye nag ñun. yàlla dafa dogal daa mel. moom ma fàttali moom baykat la de. baykat la waaye nag moom it wax dëgg yàlla xam na ñun li ñuy dund ndax man fii may waxee yow bërigu bii ma suulan la 28. 85000 lan ma ko lebale woon. benn dërëm amaguma ko si bu ma fayagun borom. fi mu ne nii lu ma lijjanti nii kooka laay fexee fay. kon léegi tey jii nii situation bi demee tey bu nu gisan ñun ku nu nangu di lebal dañuy leb jëmale dugub ju ñor wala gerte gu ñor tuuti si kanam fi mu ne boo gisee ko la ni kilo 125 pepp sax da nga koy jël dundi doo dee. fi mu ne nii da ngay gis saaku ngooñ ku lay jox prix saaku ngooñ 1000 francs gis ku lay jox gerte di ko jënd gerte mën a jar 300 wala 350 fi mu ne bu gerte gi demee ba kooka bala la koo jox sax day am yaakaar ni la mën na maa jënd si yow 200 kon baykat dofuñu junne jàppuñu. danoo néew doole te itam ak njaboot ku ko yor noo mën a def di nga leen dundal. gis nga man damaa xalaat sax lenn gis nga man damaa xalaat ni ministère agriculture yii ak lu jëm ci wàllu kaw gi dañ ko war a jox suñ mbokki chrétien yi sax. waaw ban mooy différence bi. danoo du wute ñoom ñëpp sénégalais lañu. sénégalais lañ waaye ñun leen gis ñoo ëpp doole ñoo ëpp yërmande si ñun. ñoo ëpp yërmande ndax ñun fi mu ne suñ dëkk bee sax yooyu Adama Ndiaye di wax. daaw jéeg dañu faa indi lum sax ni dajale leen ba am téeméeri bëri guy pepp bu ngeen ko amee léegi ngeen wan ko bin ko amee ba dajale ñu ñëw vérifier ko ba xam ni loola mi ngi si magasin bi ñu indil ñu téeméeri bëri guy ceeb ak ñaar fukk ko bin ko indee ba télé bi camion bi mënta ñëw sax dañ ni sareet bu ñëw saako boo kii dañ lay fay 100 francs léegi ñun ñu daal di moom sunum sax léegi nag waaye dëkk baatam def nañ sa yu kenn xamul ba fi mu ne daanaka rek sax xamum fi mu ne si affaire seey la jëm moo tax àll bi li Basiru wax danoo neexut a dimbali wax dëgg yàlla suñuy bokk lan waaye neexuñu ndax fi mu ne gis nga seko bii ñu lay wax tey boo futtiku woon ba ne da nga leen di bañal ñoom ñoo lay jëkk a xas ndax man gis naa koo xamante ni fi mu ne nii moom bi ma ko woo bërki démb seen dëkk bopp bu ne juróom benn kilo nga am te kilo bu ne di nga ko fa bopp bu ne di nga ko fayal 1000 francs bu ko defee gerte gi moom fukki kilo ak ñaar yéen aman mi ngi ko dikkan 6000 francs ak 2000 francs yam fayen lemp muy 8000 francs ba mu sa jotee kilo 500 la ko jaay muy 6000 francs mu perte 2000 francs kon léegi kooka lu mu doon jël sa gerte ga comme yow da nga koy jël jaay ko perte si 2000 francs doo ko bàyyi foofu bañ koo jël mais tey fi mu ne nii boo déggee ñuy wax day am ñooñ fi mu ne dan naa ñoom buñ ñoralee fu leen neex jaay kon buñ wax jiwu aw état mais ñun soxlawuñu jiwu état mais nag comme ba saa soo néew jiwu xel yépp si baykat lay dem fii yëg ñu ngi tudd aw jiwu rek ñu taxaw di ko weddenteeg ñoom ak di leen wax ni soxlawuñu ko bàyyi leen ko bu leen nu ko indilati waaye nag comme ñoom jiw wi moom ala kulli alin moom seen mbir la moo xam ne mënuñu koo ñàkk a joxe ndax man wutalan naa ko yetti tur yi dama ba ma sañan ñu tuddee ko jiwu buñ ko tuddee woon rek kenn duuti si déet sama kàddu damaa bëgg comme moom sëriñ si ñenn ñi si ñoom lañ koy jox nañ ko tuddee addiya di leen ko jox léegi li nga xamante ni dañ koy jox politiciens yi ñu tuddee ko fonds politique engrais bi ñu tuddee ko suukaru koor bu ko defee ñun kenn duutuñu si dégg ndax buñ ko tuddee woon lool rek ñun ñu set si wecc waaye nag dégam fi mu ne tey fu nee léegi jiwu génn na rek sa xel dem ci man wala bas kon nag nun mën a def itam tey bu doon sama kër gee bis bu set nga ni bàyyi ma daal yónneel nga ma fa 5000 boo noppee ma woote kër ga soxna si ni ma gisuñu ko dinaa lijjanti 5000 bi fu muy jaar waaye bu du woon loolu wallaahi gerte gi duutuñu si wax
ndax ñun xam nañ ni ñun jëriñu dara ay fukki kilo ak ñeent fukki kilo ak juróom boo doon ji gerte saa soo wàccee caaf sax bala ngaa booral caaf lan la jox. waaw léegi. nanu bàyyi gerte gi tuuti ndax ji bi ñoo ngi see bëgg yàgg del soit si ali kalaj bi nga xam ne mooy taw bii taxaw tey jii. waaw taw bii taxaw nag ñun sax lan la mën def si askan bi ak feebar bi itam taxaw. taw bi moom wax dëgg yàlla ñun baykat yi moom wax dëgg yàlla ñoo ngi fàttali itam suñ kilifay diine yi ñu bàyyi nu xel ndax itam lii kat bu musaa jot ñoom ñooy indi ay solution muy baaw naan ya daa am ak yooyu yëpp. waaye ñun wax dëgg yàlla man constaté naa loolu sax damaa jaaxal man ren tabaski gii ñëw benn xutba bu ma dégg ñu wax si baykat yi sax wala jooytul leen wala yërëm leen wala ni na leen état defal dara sax dégguma ko. waaw baaw naan yi nag kooku nag loolu lépp itam dara laa si déggatul. waaw baaw naan askan beek am waaw lu tax askan bi ñoom bëgg bàyyi àgg boobu te kooku dafa mel duñ ko daan def rek mu taw de. askan weet kat kilifa yi moom ñoo leen di jiite si lépp lu mën a doon ñoo leen ci soññi ànd sa ak ñoom ñu def ko. waaw mais am na yoo xam ne askan bi mën nañ ko def te ñoo say jiitu kilifa yi. man daal lu mel ne baaw naan kooku kañ organisation la. Baye Makhtar daal. yooyu ñoo ngi la si soññi ñoo ngi siy soññi kilifa yi diine yi te itam ñun wax dëgg yàlla day néew nañ doole de te itam wax dëgg yàlla suñ baat bëriwul foo xamante ni àggi na fa waaye war na nuy jooyal de. waaw soudure bi nga xam ne ñoom ñoo ngi ko doon wax surtout Lamine wax soudure bi ni mu commencé mel lu ko yéen ñi jógee si kaw gi ne ak si soudure boobu na ngeen ko gisee par rapport ak askan bi. waaw bi kay moom li ma la wax rek comme yow léegi yow ña doon fayu weer ak ña doon ne si taax sax ñoo am problème waxuma la yow mi nga xamante ni fi mu ne li nga yaakaaran mooy sa gàncax rafet nga dem ci borom bitig bi ni ko lebal ma ba ma ñoral dégam léegi yow amoo gàncax gooy yaakaar ba koy lebi kon ka xam nga ni ñun sonn rek la ñuy def ngooñ mi nga daa xalaata jaay daanaka yow bi lii daataa ñëw defe wan nga ni nawet bi taxaw na le 26 ba 25 bi mu tawee ñi amanum ngooñ ñëpp dañ koo daal di wax jaay ba bàyyi fa loo xam li jur gi lekk la lépp jaay nañ léegi amatuñu lu réserve kon kañ léegi wax dëgg ngooñ mi nga daa def lu bon léeg-léeg nga jaaxle sol nanga mi saako soo demee am ci ceeb loolu lépp jaayan nga ko yow defe wan nga ni nawet taxaw na ba pare li nga daa réserver lépp pour looy dunde si noor bi yëpp moom bi yàlla si tawee rek nga daa tàggoog moom. jur gi nag ñoom tey ji jur gi itam sonn ay fi mu ne nii boo demee Touba da ngay taseeg borom pël yi ñuy dagg ay neex ma di jëndi neex ma sax di ko felli di ko yóbbul seen jur gi pour ñu koy lekk. kon looloo tam wax dëgg yàlla metti na daal kaw gi daal wax dëgg yàlla warees na leen ak kii man nag li ma jaaxal mooy fi mu ne moom damaa gisul ñenn ñoo xamante ni ñi ngi wax si kaw gi. wala ñu leen di fàttaliku wala dara man daal mbay mi wax dëgg yàlla man buñ jàppee ni léegi moom mooy dundal réew mi itam ful la jën ko war a jox moom des na te it man maa ngi ñaan sax yàgg naa ko wax autosuffisance bi ñuy ñaan ñun ñi bay daal man daanaka dama naa yàlla buñ ko am. li nga wax ëpp naa wax. kay ndax léegi digam ku ko am ku ne yow kay jënd mooy jariñoo waaye yow mi ko am doo jariñu gisal ñi bay soble si ren ji ku yaakaaran sa soble ni di nga si def dara doo ko def léegi nag comme yow léegi yow autosuffisance moom bu amee. ka nga xamante ni moo ko amal moom day torox kooka moom day torox moom xanaa kay jënd kay ne sa marché bi ak kay jaayaat kooka moo siy tedd waaye yow mi ko bay moom da ngay torox moom kay moom loolu moom dama leen ni toujours moom yàlla buñ ko am moom ndax buñ koy am di torox ndax dëggam moom léegi ñoom mënuñoo taxaw baykat yi ban mën a am magasin yoo xamante ni da nga siy denc sa bagage ba soxla ko mën koo jaay dara du si sikk loolu bu aman am na ñoo xamante ni mën na noo defi pexe ba soble si nëb ak lépp dina am fu ñu ko denc même bu doon dañ koy denc sax weer wu dee ñun la fayal nangam nga fay loola bis boo tasee période boo ko mën a jaay nga jaay si jariñu coopérative waaw waaye yow fi mu ne nii man am na bërki démb sama waajoj maa ngi ko woo sa boori ngaay nee na ma ñoom ren bañ nañ ko ba liibar ak genn waa liibar lan am si jiwu léegi nee na sobleem sa fi mu ne bi mu bayal fi mu ne baas la jënd teg sa àll ba saa su yàlla si xiinee mu ni dong yi daw leen muuri defe nga loolu mënees na koo jàppe sim réew nga naa di nga am dara te ñoom saa suñ génnee bu ñuy wax da nga naa ñii moom est-ce que si Sénégal lan ne moom doo xalaat dara waaye yow li ngay xalaat mooy la ngay dund yow sa àll ba ak ñii li ñuy wax ndax da nga naa Sénégal la matériel agricole biit Baye Makhtar yéen ñi nga xam ne yàlla dogal na yéene ne si waxu waaye dañoo bëgg buñ ko joxeetee lu bon ngeen génneel nu si juróomi nit yu si am yoo xamante ne dinañ ko xam xanaa léegi daan del soit léegi si matériel bi léegi nu nga may nuuxanteeg mbokki auditeurs yi ñu leen di fàttali ñu ngi topp seen émission waar wi tey jii ñoo ngi doon waxtaan si jeexital bi nga xam ni lii nga xam ni moo doon ndox mi taxaw mi moom la am si askan bi ak tam gàncax bi ak jafe-jafe yi nga xam ni moo nekk si kaw gi ak tam mbiri du naree continuer nii naka nuy def pour dimbale kaw gi si wàllu surtout ndox ak yu demee noonu yooyu xool tam yan pexe nañu war génne parce que tam temps yi da ngeen président di wax ni mën nu toog rek nag di topp taw boo xam ni mi ngi basé wu si ndox mi donc war nañ indi irrigation wala yeneen pexe kooku tam nekk na loo xam tam ñàkkul ni war nañ ko waxtaane ba pare tam indi ay digle yoo xam ni daan ko mën di ko def waaye itam dafa nekk lu ñu yàgg wax
waaye ba tey itam si jëf bi moom dafa mel na wax bi daal du pare rek fàtte nañ ko may fàttali mbokki auditeurs yi fi nekk juróom-ñetti waxtu teg na ñetti minutes du fekkee ba ngeen bokk si émission bi mën ngeen woote 88 628 98 88 628. 98 allo mbokk mi maaleykum salaam sëñ bi na nga tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd Saliou Dieng dëkk Tambacounda. Saliou ñoo ngi lay déglu. ñoo ngi leen di ziar. ñoo ngi lay delloo ziar naka gaa Tamba. waa alhamdulilah sant yàlla. mbaa ñoo ngi si jàmm. waaw ñoo ngi ci jàmm waaye Tamba de wax dëgg yàlla. ñun moom ñoo ngi sant yàlla ndox ñëw na fi gëjoon na ñëw waaye nag fan yi moom wax dëgg yàlla ndox maa ngi ñëw bu baax. waaw man nag dama bëggoon a rek wax tuuti ci mbéy mi. aywa. benn bi mooy il faut que ñun béykat yi nañuy déglu waa météo xam nga nit ñi dañuy wax naan nawet bi commencé na mais boo xoolee ba xool nawet bi commencé wul woon donc ñu bëri dugg nañ ci erreur. ñaareel bi mooy man xam nga lu ma jaaxal ci gouvernement Sénégal. mooy ku ñu nommé professeur def ko ministre rek kooku mooy gën a yées. professeur bi Balde ci defe naa xamul mbéy te vraiment man dama yaakaar ne dañu war di jël ci DRDR yi di leen def ñu nekk ministre de l'agriculture parce que vraiment ñu ne la professeur nga rek nga toog ci bureau di bind Moussa Balde bii wax dëgg yàlla kii xamul affaire mbéy. beneen bu ci topp mooy may wax affaire àll bi gis nga grand. gis nga fii ñu ngi ci mois de juillet août bi bu duggee. billahi wallahi taalaay bu gouvernement bi indiwul vivre de soudure gis nit ñi béykat yu dee ci àll bi dara lekk amatul te njur gi tamit nawet bi ñu ñoo foogoon ne heure bi ñax dana am comme li waa ji wax léegi jaay nañ sax ngooñ yi amoon ci àll bi yépp jaay nañ ko mais fi mu nekk nii njur gi billahi wallahi fi mu nekk nit ñi dañuy dagg garab yi di leen jox ñuy lekk donc vraiment nañu xalaat béykat yi sonn nañ te comme lu waa ji wax léegi man daal dama jaax léegi réew mi kenn du kilifa diine yi du kilifa aada yi kenn du wax ba waxal affaire mbéy mi te encore booy wax mbéy mi mais dugub ak gerte rek du mbéy ci Sénégal coton bi nag xanaa nit ñi duñ ci wax mbéyum coton mi 70,000 familles lay dundal ci tiers sud Sénégal bi mais doo dégg même béykat yooyu nga toog ak di wax ñoom bu ñu ñëwee foofu toog affaire gerte affaire dugub rek la ñu wax mais nañ ciy boole coton bi tamit ci mbéy mi la bokk mbaam gàtt na waaye ci njur gi la bokk. asalaamaaleykum wa rahmatullah. waaw jërëjëf sëñ boobu woote ba Tamba waaw bas léegi yow yaa moom kaddu gi. Salif man d'abord voilà ñi nga dégg nu wax ak tam kii itam defe naa interpellé na leen léegi si ay point nee na yéen gerte rek moo leen far. si Salif maa ngi koy nuyu xam naa ne xamante nañ dañ gëj a déggante maa ngi koy nuyu foogoon naa sax nekkatul ci rajo yeeg yooyu li mu wax dëgg la ñun dañ fi nekk rek pour baykat yi lépp loo xam ne rek xam nañu ne mën na jëriñal baykat buñ ci jotee am ñu fa nekkal. ci côté boo xam ne parce que ñun bàyyi ñu coton lu bari mais bu ku mel ni moom te bu dee daf ko maîtriser dañ fexe ba déggante ak moom waxal leen jëmbale leen ci ba nga xam ne danañ ko méngale ak tey li nga xam ne moom la ñuy wax xëy na nag jafe-jafe bi dafa ëppee ci fii ñuy waxee parce que ñun ay milliards rek la ñuy dégg mais même bu ne ci mbay mi ci gerte bi la ëppee te milliards yooyu comme ni ko Cheikh waxee léegi dalul yegg si ñun sëñ Makhtar dama lay wax ne ñun dañ nekk ci période Covid dara demul dara dikkul ñu tagga témbe ci biir tagga témbe boobu état prévoir na léegi at bële passé ak bile daf ñuy tegal 20 milliards mooy 50% ci li nga xam ne dañ ko daan am muy 40 milliards pamata ren daa ma wax la ay joxuñ ñu woon gerte xaalis la ñu joxoon ren li ñu indi ci gerte baaxul du gerte ay suuf la ñuy jox ñu mottale kilogramme yi ñu mottalee suuf ñu jël nag dëkk bu ci nekk wala gox bu ci nekk boo daan am commune bii bu daan am 36 kilos ren muy am wàññi nañ ko ren muy am 29 ki daan am 25 mu am 19 ki daan am nu mu tudd 23 muy am 16 fii nga xam ne gerte kemb la doon ki daan am 12 kilos ñu wàññi ko ba ci 6 am na ci ñoo xam ne dem nañ ba 5 donc loolu. waaye man question bi la bëgg poser c'est li nga wax nii mais yéen ban jàngal ngeen sam du fekkee da ngeen dégg nu ni yokkaat nañu 20 milliards ba pare yëf yi di gën néew comme yéen ñaar nañ ko wax ak yow Cheikh Ndiaye mais kooku lan moo est-ce que jàngal ngeen lan moo war a indi loolu yokk ba pare yëf yi gën néew. mais moom lay xanaa ñiy bay bon dafa gën yaatu wala ñi ñu jox tam dañ leen gën. man kay dama la bëgg a wax ba pare après ñu jàngatandoo. aywa ba léegi su fekkee ne tey gox yëpp ñun ñu ëpp maanaam 53 jàpp 55% dañoo wàññi lañ leen doon jox.
ci ñu doon jël carré ki doon jël téeméeri kilo ak juróom-benn fukk mu ngi jot ren téeméeri kilo ak ñeent fukk extra bañ a guddal ci côté boobu ñu ne ton kon kilogramme bi ñu ko doon joxee 140 bi gën a seer nekk 160 ren ñu koy joxee 230 yokku nañ foofu 60 francs ñu ne gerte kemb gii ñu ko doon joxee 320 francs ñu ne def nañ ko ren 440 yokk foofu 120 francs. yéen yokk boobu est-ce que wax nañ lu ko waral. non mais xaar dama lay comme yokkal nañu milliards dama lay wax ñun béykat. waaw da nga wax ne milliards li ñu yokk non amul explication man ñun am nañu ay milliards yu tegu ba pare ci suñ biir ndox du bopp ñun béykat yi. li ñuy jot ci gerte mu gën a tuuti prix bi ñu ko jaayee gën a cher gerte ga gën a bon. machine nji bii ñu ngi daan joxe 70 000 francs ren mu ngi ci 95 maanaam yokkal nañ ci juróomi junni. waaw loolu lu mu tudd waaw loolu laa bëgg nga xam mooy lu mu tudd. waaw ni mu tudd mooy. ñoom neen yokkal na leen 20 milliards ba pare yokk yëpp kooku moom mooy lan. waaw mais li ñu bëgg wax mooy man dama yaakaar ne Covid bii ñu nekk même bu fekkoon Sénégal dafa nekk temps normal sax nit ñi nekk ci jàmm. njaboot mënta yokk ba toll ni lii ma la wax. ci li yokku parce que lii tey bu ma la ko joxoon ci ay tonnes ay milliards lañ ñu tegal bu ma la ko waxoon ci ay tonnage ay milliards la ñuy wàññil ci ay tonnes ay tonnes junni tonnes la ñuy wàññil. loolu nag su fekkee dafa am ci am réew ñu ne yokku nañ te baykat yee tax ñu def ko te gisuñu ko li Cheikh wax ci lañ d'accord ñun jiw yi ñuy jox ñu nañ ko tuddee neneen waaye du jiwu pour baykat te loolu tax ñi ciy wax ñun nee nañu te pare nañu pour dem jëm jox nit ñi ñëpp pour ñu woteel ñi ñu wane ne jiw yi soxlaatuñu ko donc loolu luñ bëgg xam la te gis nga li Lamine wax su fekkee ne loolu moo am. may ma kenn ñëw am na kenn ku nekk si lii salaamaaleykum mbokk mi. waaleykum salaam wa rahmatullah. sëñ bi da nga tudd ak fooy wootee. maa ngi tudd El Hadj Xaas Mbaye dëkk fii ci Mbacke Bawol. ñoo ngi lay déglu El Hadj Xaas. waaw dama ne maa ngi lay nuyu di nuyu sa invité yooyu Cheikh Ndiaye Bombali ak Tukulóoru Baye. ñoom ñëpp ñoo ngi lay fay ñoom tam ñun tam ñoo ngi lay léegi nag man damay tënk sama wax rek mu gaaw. aywa bokk. parce que ñoom dama dégg ñuy wax ne état ci gerte geeg état ci mbay mi mais dafa am loo xam ne ñoom seen yaram war naa daw sax ñaan état nañu jox subvention gerte. parce que ñoom ñaar ñooñu muy Tukulóoru Baye muy Cheikh Ndiaye Bombali fii bi chinois bi soxla état soxlaa gerte gi ñoom ñoo wax naan bu kenn jaay état nañ jaay chinois yi. waaw maa ko wax de. kon tey buñ soxlaa gerte dañoo war a dem laaj chinois yi gerte. laaj mu état gerte état bu leen joxee may leen ko dañ ko war a sant gërëm ko ñaanal ko. bëgguñu ko parce que duñ soxlaa dañ ne duñ ko jaay. chinois yi la ñuy jaay. wax naa fii ci rajo bi ne leen yéen a ngi jaay chinois yi gerte gi waaye da ngeen toogaat wéccuwaat. wéccuwuñu parce que mënoo jaay kilo xott 325 bëgg ñu litre ñetti kilo xott war a nekk 1 litre diw segal nga bëgg ñu jaay la litre diw 900 francs wala 800 francs da nga ko jëndewaat 1000 francs wala 1500 suñ doom yi ci doon liggéey Touba gii ma dëkk rek lu mat 150 unités gi yoo xam ne ba ki ci gën a néewle dana jël 20 personnes xale bu ci nekk kenn ku ne daan la fay 90 000 par mois loolu boo ko multiplié parce que 1000 et quelques personnes emploi la créé ñu ne ñu ko fi ñuk ne nañ ko jox chinois yi. tey chinois yi dinañ gerte yóbbu nañ ko Chine tey ñu ngi naan engrais ñu ngi naan gerte am na ci kilifa yoo xam ne ñoom ñooñu jox ci rajo bi sax bi ñu jox sëriñ ci gerte dañ ne sëriñ ci waru ñu ne leen jox gerte. waaw kon tey bu ne sëriñ si neen baaw naan loolu ba kañ. xam nga nit ki du nax boppam. toog ci émission nag lu la neex nga wax mais kan moo leen yebal ñun ay béykat lan est-ce que ñun li ñu wax concert lañ ci wala yëg nañ ko ñoom seen bopp lañ fi nekkal seen bopp la ñuy waxal. ay santaas doxal am réew doxal am métier nit ki da ngay liggéey nangoo jaamu yàlla loolu mooy dëgg waaye naa santaas fexe ba amul tur bu làqatu ci ab benn kuréel di wax booy politique da ngay politique booy def leneen nga def leneen baykat yi ñi leen di waxal ñoom xam nañ seen bopp baykat yi amuñu jot nekk sax ci rajo yi di ngal-ngali di wax non ñoom li ñuy def seen bopp dong leen ñor nañ dem ci chinois jox leen jiw jox leen engrais loolu mooy dëgg chinois état ne lu mu mën a dimbale nit ñi mu dimbale leen ko waaye ñoom kenn wërta critiqué état ci ñoom ñaar ñoom salaamaaleykum taala wa barakatu jërëjëf waaw xam nga bu fekkee da nga nekk ci am réew ñuy tudd ay milliards ne moom lañ teg ci baykat yi muy lu rafet ci tur mais ñun dañ gëm ne loolu yegsiwul ci baykat bi te jox nañ la nag exemple yi nga xam ne moom moo tax tey nii ci li ci jiw bi ba tax na loolu nag foo dem tey ci seko yi gerte yaa ngi na fa gadd parce que matul ci loolu may wax rek benn secret boo xam ne am na ci amul benn chef de village wala commencé nañ ko boog bu fekkee dégg nañu ñokk ci émission bi passé tey danaan Cheikh Ndiaye Bombali sa dëkk ngi nii yaa war a dem jëli ji temps nga jëli ji ko yàgg sa dëkk kenn du la jox benn këyit bi mandarga ne yàgg sa dëkk lii ngeen fa jël ci ton boo ko laajee duñ la ko jox te kilifa ya nga xam ne ñoo nekk ca gox yooyu le dañ leen di jox këyit ne jox nañ dëkk sangam tant de tonnes loolu la ñuy notifié ci këyit yi jox nañu commune sangam tant de tonnes loolu nag mën na tey Cheikh Ndiaye jëlee fa 40 tonnes ñi bindal ko ne 3000 tonnes la fa jëlee dara wóoruñu ci
te loolu bu boobaa ndoddul gouvernement lay dem gouvernement mooy fay loolu la parce que am na benn pourcentage bu mu ci def bu yàgg mooy lim subventionné loolu dañ ko war a gëstu te xool ko beneen mooy Pape Makhtar mais bu leen fàtte nag. li nga wax nii ci nga xam ni mooy voilà. ci laa jëm si li nga wax nii gis nga 2017 2018 daf fi amoon mooy daanaka Pape Abdoulaye Seck moo fi nekkoon bu fekkaan yu mel nii dafa am dañ naa def au moins benn programme de adaptation lañ ko daan tuddee da ko doon préparer au moins. avec variété kii waaw la da ko doon préparer nga xam ne day jël engrais bi bayee ko jaayee ko béykat yi 5000 francs léegi jiw yi da koy jël maye ko mu doon variété nag. yoo xam ne au moins day nekk 45 jours. courte durée rek waaw nga xam ne baykat yi dina ci mën a pexe comme dara. léegi 5 milliards yooyu ñu daan préparé xam nga yow boo fi ñëwee tuddal ñu ne tey président Macky Sall nee na foog ñu xoolaat beneen ndox beneen ndàngam wax ku mënta jox sam réew engrais mënoo am programme boo xam ne en cas où situation yi bu amee doo ko mën a prévoir doo am dara loo fa def soo bëggee dig nit ñi leneen lu gën a ëpp loolu dañuy tiit. te xam ne lu ko Abdoulaye mënoon. bañ jëlee ko fi Moussa Baldé bii ne fi mënu ko fi nañu waxante dëgg. Moussa Baldé moom dafa may ma agsi am na ku nekk si ligne bi ñoo après. salaamaaleykum mbokk mi allo. allo oui asalaamaaleykum. maaleykum salaam sëñ bi ni nga tudd ak fay wootee. Mouhamed Thiam Malicounda Mbour. aywa ñoo ngi lay déglu Mouhamed. waaw maa ngi leen nuyu di leen sant. ñu ngi lay delloo nuyoo. di leen gërëm. jërëjëf. ñu wax lu auditeur boobu coupé léegi li mu wax rek. parce que baykat moom kese nga Sénégal ñëpp a ngi fi. maçon yaa ngi fi soudeur yaa ngi fi kii baykat yi matuñu 15% wala kii waaw bu leen état di subventionné tamit ñoom tamit nañu xam lu ñu war a fexeel seen bopp. mënoo bay depuis ay génération mënoo am grenier boo xam ne soo bayee nga jël nga jaay leen li lenn nga denc ko pour jiw. toujours nga dépendre ci état toujours dépendre ci état ba kañ. te boo waxee ñu naan ñoom baykat yi. ñoom neen jotuñu de li ngeen di wax dépense état ñenn ñoom jotuñu de. li ngay wax ñoom dañ dépense ci état ñoom neen. xëy na ñi jot ñeneen la waaye ñenn ñoom jotuñu ba ñoom dañuy wax sax nanu bàyyi bon sax joxe bi moo gën bon. mais ñoom comme nu ko xaas waxee léegi ñoom seen jiw bi yëpp bu ñu ko jaayee chinois yi am si xaalis bu weex tal la jël ngooñ nga xam ne daawul jar saako lu ëpp 1500 saako léegi lu mu gàtt 3500 lay jar te ñoom ñoo ko seere si ñoom la seere wu si jaaykat yi waaw ñoom bu ñu nekkee ñoom def si intérêt rek la ñu xooluñu intérêt réew mi. intérêt réew mi mooy lan. intérêt réew mi mooy ñoom bu ñu jaayee nañ ko jaay suñu leader yi. ñu dañoo suñu leader waaw mais si waaye ñan ñoo leen signé fii pour ñu jënd du kooku yéen itam seen gouvernement la ak seen jiitu réew ñëw signé. bu leen ko fàtte mais état bi arrêté woon na ñoom ñoo kaasa. waaw mais état nag du fekkee ne moom tam moo signé kooku kañ nag jeex na kooku moom wax warut si am si leen yaakaar de état moo signé de. état ma ne état kañ moom moo war seet du fekkee ne moo signé. kooku léegi wax jeex na. waaw mais ren ni ñu mujjee te état bi xam ne lii doo dem dafa arrêté. arrêté lan nan arrêté. lu nu arrêté kenn arrêté wu fi dara. njiitum réew mi dénk mu toog mu daan ni mu ni sax Sonacos sax léegi moom tam ne dem di def comme chinois yi lu ñuy def kenn arrêté wu leen de. waaw mais d'accord mais xam nga état tegoon na surtaxe pour chinois yi. kan moo kaas ñu dindi ko. kan moo tax ñu dindi ko. waaw ñoom ñoo kaas baykat yi ñoo kaas ñu dindi ko. non baykat yi kooku seen yoon. loolu dañuy deseen bi. non kooku ñiy exporté ñoom ñoo doon kaas di wax loolu attanu xamul dara. ak baykat yi ñoom nañu bàyyi chinois yi ñu ñëw jënd. waaw parce que loolu moo leen arrangé Sénégalais chinois yi nañ ko jaay. waaw loolu nañu laaj chinois yi jiw. dañu laaj jiw nañu laaj engrais baykat dafa war a autonome. man mi nekk menuisier métallique sama matériel état jël subvention jëndalu ma ko maa jëndal sama bopp. yow ma nekk mais doole bi tam dafa yemul doole bi tam dafa yemul baykat dafa war autonome il faut que tam waaw attends da nga ne baykat dafa war autonome il faut que tam booy baykat yi nu dugal leen si condition yoo xam ni mooy tax na autonome est-ce que conditions yooyu dañ fa nekk ñoom. nit ki liggéey bu nekk yow yaa xool sa liggéey nu muy amélioré baykat depuis temps wu maam ba léegi baykat amélioré wul. waaw amélioré parce que nguur daawul indi ay matériel lan moom moo fi nekk depuis temps maam ba léegi Senghor. Senghor dafa doon joxe matériel Abdou Diouf di joxe matériel. waaw mais léegi matériel yii di ñëw lan la du ay tracteur la tracteur yi ñan nan koy jox. waaw di génn na réew mi dem. ñaare ko baykat lañ koy. yan baykat waaw yoo xam leen dara. joxuñu ko mool yi baykat yi lañ ko jox ñooñu taxaw foofu di wax dañuy wax pour seen intérêt bopp waxuñu intérêt baykat yi.
waaw waxuñu intérêt béykat yi de seen bopp la ñuy waxal. merci beaucoup. Sénégal nag Sénégal lu ñëpp la. état nekk lu fi rek ñaata yoon la état baal ba béykat yi seen bopp. lu nuy baal kii daa mos a man soo may leble bay baal kii de état dama koy fayal. mos a leble bay baal. ah yow journaliste boo amee bor banque bi état bi dala koy fayal. ah déjà sama bor kañ maa ko fi sama bopp waaye état bi moo waaw mais nag dafa am ñaari Sénégal amul ñaari Sénégal yi nañu fexe ñoom nañu fexe li ñuy liggéey adduna bi dafa changé la 2021 la ñu nekk suñu 1800 nañu fexe ñoom ñu amélioré ñu bàyyi les grands agriculteurs su fekkee ñoom mënuñu ñu bàyyi agriculteurs yu mag yi ñu jël mbay bi. agriculteurs yu mag ñi mooy ñan ak gopp moom rek dafa xewi si en 2021. agriculteurs ñu mag ñi ñooy ñan. mooy ñii di laaj suuf si nii. agrobusiness ak yooyu maam la. agrobusiness ak yooyu. voilà ñooñu ñoo mën a dundal réew waaye du béykat du fas ak gopp ak mbaam. waaw mais agrobusiness bi ñoom ñoo ngi fi de ñoo ngi liggéey de. ku ko yaakaar pour dundal réew sa réew du dund. waaw mais ma ne agrobusiness bi ñoom ñoo ngi fi ñoo ngi liggéey de ñoo ngi liggéey bu baax a baax sax. waaw mais fu ñu war a jox suuf ñu taxaw naa sama suufu maam la te suuf maam boobu mënoo ko bay. ñi bay soble si nag ñoom. wasalaam maa ngi leen di gërëm di leen sant. waaw jërëjëf dégg na sa kàddu ñoom daal ñu xoolal ñu del continuer leen si kii bi ñu doon comme ça nu jeexal. bu impact bi ñu doon ak ba la ñuy dugg si yeneen considération quoi parce que du loolu du ñu laal suufu li nga xam ne tam bëggoon yëkkati woon nañ ko quoi. parce que li ma lay wax mooy. rapidement temps bi nag ma leen di fàttali li si des bëreetul ah. tous dañu day gouvernement day prévoir loolu la ñu wax. 20h20. waroon nañu mën a prévoir lii nii. ba nga xam ne bu lii amee danañ am comme plan yi nga xam ne dañ mën a anticiper teg benn fonds. malgré milliards yi nga xam ne yokku na ci mbay mi yëpp mënoo am benn fonds boo xam ne dañ ko mën a anticiper lii te Pape Abdoulaye Seck amul woon 20 milliards yi nii te da ko doon def leneen ak leneen seerewul woon nii kii li ñu daan jox ci gerte gënoon naa bëri lii engrais bi da daan ñëw heure ñëw temps te gis nga lii ñuy wax nii tey di diaboliser campagne bii ñu génn huiliers dafa kaas ñiy exporter dañoo kaas baykat yi dañoo kaas Sonacos yi dañoo kaas kenn gisul woon sa bopp ci ñi li nga xam ne mooy campagne bii ñu wees loolu nag bu fekkee ne baykat rek lañ jël xëpp ko alhamdulilah ñun ñàkkuñu fula ba nga xam ne danañ gis fu ñu mën a jaayee 300 jàpp 350 ñuy dem ci 250 yoo xam ne ñun sax ñoo wañ loxoy ña koy def te ñay jëndee 350 ay sénégalais ñu ñuul di exporter ci suñu oto yi dëkk suñu sareetu dëkk suñuy yaay wooy suñuy rakk suñu nangam doo koy xolli ñu fay taxe kii bi ministre bi ci boppam nag génne nañ 8 milliards. voilà may nu kenn ñu ngi dellu soit salaamaaleykum mbokk allo salaamaaleykum sëñ Matar. man Alpha Diallo. Alpha Diallo na nga def maa ngi si jàmm. sant yàlla bu baax yéen a ngi si jàmm. waaw ñoo ngi si jàmm nga gaantu afro ndax liñ des température de. waaw du ma wax lu bëri. di nuyu sa ñaari invité yooyu. Cheikh Ndiaye Bombali ak Basirou Tukulóoru Baye. ñu ngi lay fay Alpha. et voilà donc man damay gaaw ci wax bi mais simplement pour semence yi man damaa gëm ne Cheikh Ndiaye Bombali bés bu ñu ko boole woon ci ni ñuy defaree gerte biir Sénégal gerte dina defaru Sénégal loolu sama conviction personnelle la mais ki wax léegi waxi état bi ne état warul jàppale baykat kooku dafa xamul état moom agriculture ku bëgg autosuffisance alimentaire état da ko mës a jàppale boo demee ba bitim réew boo xoolee programme agricole commune bu européens yi dañuy assister bu baax baykat yi dañ leen di subventionner à l'hectare et à la production kon donc loolu noonu wax bu yàqu la léegi nag ñi doon mais bul yem si Europe rek américains yi ñoom ñoo raw sax européens si wàllu subventionné agriculture. waaw c'était non c'est pour joxe. à l'import comme à l'export sax dañ la doon exporté sax dañ la subventionné foofu. voilà léegi nag maintenant nga ñëw ci exportation moom Sénégal moom ku koy jooy rek pour chinois yi ñëw moom du baykat moom Habib Thiam la loolu na leer léegi nag agrobusiness wax boo xamante la ñaari mots yi ànduñu agriculture mënul ànd ak business. soit da ngay def agriculture wala nga def business tey jii àdduna bi ñëpp d'accord nañ ne 2% agriculture moo nekk ci 2% de ñii di bay 2% lañ ci àdduna bi et pourtant ñoom ñooy fournir 80% de li ñuy lekk te ñooñu ñëpp di ko bay 60% yi ay li ñuy wax agriculture familiale la mooy ñi muy wax ñooñu yor ngoos sax bay. léegi question bi du ñooñu nañ fi jóge ñeneen ñëw question bi mooy nan lañ leen di jàppale ba ñu war a continuer di ñu dundal. loolu moom mooy vraie question bi nga ñëw ci chiffre ministres yi keroog waa ji di grève seen syndicat boobu. Samba Gueye waxoon na ci problème mu chiffre yi lan la wax mu ne ministre bi ay ASP
ak ay enseignants yu yor Jakarta la yónni pour ñu xool agriculture Sénégal loolu nga teg ne dëgg la nga jógee foofu léegi mu ñëwaat wax daaw nee na Covid bi mu amee récession bi agriculture moom moo ñu dimbali woon même bu fekkee gëwuma ko mathématiquement mais ren nañu xoolaat léegi du Covid bi mu ngi fii ba ñëw ba léegi ñuy wax ab variant delta nañu xool ndax moom moo ñu si génnewaat te daaw nee na woon chiffre Sénégal PREJEC moo ko validé woon te pourtant PREJEC ci rapport boobu ci suuf waxoon na Sénégal à partir de mois de mai waxoon naa ko Walfadjri à partir de mois de mai ba mois de août Sénégal dina dund bekkoor bu doy waar. léegi nag nañ ma wax ban ministre de l' agriculture moo yor dëkk bu mel ni Sénégal ay dëkk yu mel ni Matam nga xam ne ndox maa ngi seen wet vallée du fleuve Sénégal Matam a ngi toog ci 42 millions de tonnes de phosphate maanaam li ñuy defaree engrais te Fuuta Tampi Matam la jóge na ma nit waxee loolu lu mu mën a nekk daaw bi muy jeexal li ñu am ci bay daaw nee na déwén maanaam ren ji ñu nekk dinañ am 2 millions de tonnes du gerte maa ngi koy xaar fu muy jëlee 2 millions tonnes gerte biir Sénégal ministre bi nag jarul wax professeur moom daa xamul dara mathématique bi muy wax mënu ci dara calcul sax mënu ko kon nag bu ñu sonal barki démb bi mu génnee ITV biñ koy laaj ci waxi gerte gi di ko laaj rapportu FAO bi daf ne moom gisu ko te rapportu FAO boobu ab réseau d'information sur la sécurité alimentaire moo ko joxe te waa SILS bi nga xam ne ci la bokk ñoom ñoo validé chiffre yooyu ak wax boobu kon donc ñooñu buñ ko validé ba pare moom lu mu ciy laajati kon moom ci la bokk déjà c'est-à-dire que moom affaire yëpp da ko échappé léegi nag solution wu bayu Sénégal moom irrigation maanaam bay moom tey kenn waratul toog di xaar yàlla taw wax bañ a taw nañu uti ndox wala bu yàlla tawee ñu xool ni ñuy téyee ndox mi jox ko baykat yi ñu bay. ndox am na fi ndox kañ am na fi moom ndox moom am na fi moom. ba si mën nga kon. léegi kon donc nañ ko xool nu ñu koy canaliser ndax boo xoolee Pa Abdoulaye Seck que forum économique bi amoon bu francophonie bi amoon 2015 doon na ko wax ci plateau bi nee na woon 2020 di ngeen fi commencé gis chinois yi ñu fiy jël ci ceeb te loolu am na fi ndax ministre de l' agriculture jël na barrage dafi ñam bi nga xam ne moom moo nekk fële ca Casamance jël ko jox ko chinois yi ci 11000 hectares ñuy bay ceeb mu dellu si ne leen régler leen problème d' irrigation bi bu dul loolu à partir de 2021 di ngeen am problème mu ndox li mu waxoon yëpp a ngi nii tey. voilà asalaamaaleykum jërëjëf Alpha Diallo Bassirou Ayibou. waaw merci Alpha ñu ngi koy gërëm bu baax ci taxawaayam. tënk leen temps bi jeex na pratiquement gis nga Pape Matar ñun dafa bokk ci suñu yéene ak suñu moomeel ak nit ñu am ñëpp ñu ne buñ bayee ba neer wàcc ak ni ñuy sonnee ci suñuy tool ñu xool nag koo xam ne mën na jënd lu ëpp te ñu poussé état bu mu doon sax chinois bi nit ñi dudd kese mais fépp fu waay mën a jógee ñëw jënd mu ñëw jënd parce que jàpp nañ ne nag lu ñëpp bëgg dina gën a cher waaye ci loolu dañ leen di conseiller tout le temps comme ni ñii di waxee di sensibiliser nit ñi aussi na leen nañu fexe ba dencal seen bopp jiw loolu ñu ngi ciy xeex bu baax te ñu bëri boo gisee tey jiw état bi ngay wax jëluñu ko pour c'est parce que dañ koy jiyee ji ñu bëri dañ koy jël c'est parce que mën nañ cee teg benn 10 000 benn nangam. looloo tax ñun ñuy yee état di ko wan na ko li ngay joxe am na ñoo xam ne ñu ngi mànkoo ak ñeneen di nasaxal suñu xaalis def suñu si xëy na nag état daf ci am benn part ñoom ñu am ci benn part moo tax mu naqare fii dindee fekkee nag état boo koy waxal lii ngay def baaxul yàq la mooy indi jafe-jafe loolu bu boobaa ñun xamatuñ ci dara loolu bu fekkee moom la nit ñi di indi nii ñun dañ gis ne kuréel yu mel ni ñun dañ gis ne lii nga xam ne mooy mbay bi ay chambre de commerce yi ak chambre de commerce ak l'agriculture loolu dafa war a dañ chambre de agriculture dafa war a am na wa mais non ñu jëmmal ko saxal ko jox ko ay kiyam ak yelleefam mu mat waaye boobu ba léegi ci tur la am ba léegi mënta fonctionner ci tur la nekk am na ñoo xam ne daf leen arrangé wul gis nga loolu bu amoon tey ñu jël ko lii di Sénégal deetul exister tey jiw yi ñu jox ni ñuy sonn di bëgg a dee deetul demee noonu bu boobaa baykat yi ay coopérative yi ñooy créer seen jiw ay membres seen bopp ñoo koy jël ay commission seen bopp nga xam ne techniciens yi bu mu bokkul ni ñuy dencee jiw wi ban heure nga koy denc ban magasin ni ñu koy dencee boo koy joxee tool ba nga koy jiwee ka ko récolté fan la ko récolté nan la koy ci yooyu yëpp daf ciy bokk façon de séddale bi ñu def commission bu mat sëkk loolu ak su moomee daf ciy yëngu ba sax di créer ay séminaire pour que ne day jàngal baykat yi naka la ñuy dencee seen jiw mu ngi commencé sa tool ba ban tool suuf bi te loolu lépp techniciens yi ñoo ko war a def tey ñoo ngi nii da ngay yërëm président Macky Sall su fekkee tey yow yaa ngi dem ci am réew nga ne da ngay joxe lu mat juróomi téeméeri tracteur su ma juumul nga moment boobule sa am réew techniciens yi ñi nga am ay jafe-jafe
buñ la wonee fi ñu dëkk ci seen ay vidéo wala ay photo amul fu ci baax fi seen bureau yi nekk agriculture essence yeeg DRDR yi kenn mënu fa taxaw bu tawee muy senn ñu am seen jafe-jafe ci salaire ci leneen baykat bi taxaw ba fii ñuy wax ak yow mënta am benn engrais ñëpp di ko jooy fu ne baykat boo waxal engrais lay waxal man mii di wax ak yow fu ne awma benn engrais mboq moom ren daanaka moo tax ma ne la ren ren xiif dina am force comme ni ko Alpha waxee nii. mais baykat yi li ñuy incité nii c'est engrais est-ce que c'est parce que dañu bëgg wane ni foofu que ji bi baaxul loo tax ñoom ñu bëgg a engrais pour que seen mbay gën mën yaatu. de xam nga même bu fekkoon ne sax da nga am jiw woo xam ne techniciens yi ñoo ko saytu xool ko ba xam ne baax na tey ñun dañu yoratu suuf boo xam ne am na qualité ñun suñ suuf dafa sonn parce que comme ni ko waa ji génne waxee léegi dafa xamul baykat. dëgg mooy ki nga xam ne mbaamam la yor ŋoosi la yor di ko bay di dundee man sama waajur jigéen amuñu woon mbaam ak bu góor mbayum ŋoosi lañ doon ŋoosee lañ daan dundee kooku bu fekkee ne kooku du ñoom nañu may dafa xamul li xew te li mu wax sax du tegginawul pour ñu koy tekki donc kooku bu fekkee ne yaa ngi ci am réew moo la gën a war a yitteel ba nga xam ne du ñëw di tàllal kenn loxo mais dina mën a dundee li muy bayee loolu am na as suufam mais jàppale ko ci jiwu mucc ayib dimbale ko ci engrais tey amul xam nga mën nga négocier gerte mu waroon génn fukki barigo génn ñaari barigo nga bu dee dugub mu waroon génn juróomi barigo génn benn barigo ci ñàkk engrais mais bu dee mboq mënta nekk. mais man benn question laa la bëgg laaj léegi question bu am importance boo xam ni toujours dañ ko fi indi di ko fi indi même ñi doon wax léegi dañ ko delloo si waat. lu tax baykat bi moom tey jii mënul fexe ba am jiwu boppam du fekkee ni si wàllu gerte la wala sax ay yeneen spéculation yi. waaw xam nga tontu naa kooku moom toujours ñoom dañ koy delloo si ci boobu te dafay jaaxal nit ñi itam. baykat yi au moins duñu mën denc jiwu. man bokk naa ci famille boo xam ne. wax dëgg yàlla mënuñoo denc jiwu. te Cheikh Ndiaye dalaa waxul lépp mais fii muy waxee yow jiwooguñu am nañu jiwogul ñu ngi jaay seen jiw yi pour luñ dundee. seen doom yaa ngi donc problème mu ay coono daf ci am ak soudure bi. peut-être bi mu métti am na ñu ngi jaay seen jiwu jamono jii may wax yow di ko yóbbu noonu am na ñoo xam ne seen doom yi te ci laa bokkoon dugg ci rollal bi bënn saako gerte bi di ko yëy su weer wi desee 15 jours balaa muy taw ma yëy saako gerte bi te bëri woon naa ci ay morom donc am na ñoo xam ne loolu moo leen tënk foog ñu nangul leen ko mais du tee ñu conseiller ñëpp ñu fexe nag di dencal jiw parce que lii nag fa mu jëm tamit comme ni kii Alpha wax léegi li Abdoulaye waxoon mais lii tamit fa mu jëmul kër de foog ñu commencé di dencal suñu bopp jiw waaye ci loolu ñu dimbale ñi seen techniciens yi ñu may leen liberté jox leen baykat ba nga xam ne boo amee jiw xamoo noo ko defee boo leen woo ñu ñëw mën laa conseiller waaye aussi bu ñu leen wooyee ci li nga xam ne mooy séminaire yeeg yi nga xam ne mooy conférence pour ñu ñëw waxal baykat yi naka lañ dama mën a denc jiw yi te ñun loolu nee nañ la danañ jéem a def pétition ñu signé ñi partout ci baykat yi na leen jiw yi ñuy jox nañ koo téye ñu jox ñu ko engrais parce que fu mu ne jiw yi yegsiwul ci baykat yi jiw yi nga xam ne mooy ñëw lii ñëw baaxul te baykat jëriñoo ko li Cheikh wax nag dafa doon dëgg dafa mel ni jiw yi dafa am lu ko tax a jóg bu fekkee dafa am fond politique ñu tuddee ko fond politique boo amee weneen tur ñu tuddee ko weneen tur boo amee suukaru koor ñu tuddee ko waaye wax dëgg yàlla bu ñu jox baykat yi jiw ko te jàppal na Pape Mokhtar engrais amul ci réew mi de non engrais kañ te toog nañu moom neen moom nuy nëgga moom nuy balaa ngaa tëj ñun nee nañu engrais amul lii nag baykat yépp ñoo waroon a fippu jóg taxaw parce que am réew mënuñ ne dolli nañu ay milliards engrais bokku ci waaw nee na engrais baa ngi ñëw nee na ICS mi ngi leen defaral ICS mi ngi leen defar bañ kañ ICS xam nga lan la mën a defar par jour mais engrais bi joxe bi passé wul ndax boofu dana fekk ba kii bi commencé na tuuti ba sa kanam nu doge yu saare comme ni ñu koy waxee ICS mu ngi war a defar 600 sacs jàpp 1000 sacs par jour weer bi mu ngi ci war a liggéey 30 000 tonnes bu fekkee ne dem na ci kii bi nu mu 30 tonnes la mën a jàpp la mën a liggéey 30 000 la mën a liggéey bu fekkee 2 mois la 60 000 jàppal na Sénégal li ñu koy estimer ci li mu war a bay ci engrais mu ngi nekk 150 tonnes léegi jàpp kon ñaata durée da nga ko am fekk ñaari weer sax mënuñu am xaaj bi Sénégal war a mën a am ci engrais heure bi boo demee nga ne yaa ngi lijjanti ànd nga ak sa techniciens yi pour ñu lijjanti loolu du lu baax ci am réew te ICS suñ dëkk la nekk engrais bi fii la nekk ñu koy jaayee ji feneen bu fekkoon ne rek respecté nañ baykat wala ñu nawloo leen du demee noonu te dañ war a yëg baykat nawloo leen xam ne ñuy dundal doomu aadama yi fii nag kuy wax
pour sa bopp kese mun nga wax lu la neex mais kuy wax pour baykat yi nga xam ne xam nga ne ci ñoom nga bokk bu nawet bi sori fu mu ne nii dañuy yàkkamti mbuum mi am bañ wittu mbuumu kese bi ut juróomi doomu xorom def ci di ko lekk doo mën a waxee ni ngay waxee waaye nag ku ci nekk na nga toll ngay waxee nit ku ne it na nga mel na nga wax ante na neex rek ku nekk di waxee ku nekk xam na sa bopp. Cheikh Ndiaye. waaw yow benn laaj laa la bëgg laaj d'abord. yow miy def affaire jiw bi bu leen ko joxeeti. dégg nga toujours question dafa am question yu am importance yu del soit toujours. waaw ñu ni waa baykat bi nga xam ne moom du fekkee ne dañu jël gerte ndax jiw du gerte rek comme ni ngeen ko doon waxee. du fekkee ne dañu jël gerte gi nga xam ne moom moo ëpp bayre rek. waaw léegi yéen lu tax du ngeen jël seen jiwu gerte ngeen denc ko lan moo leen denc yow du baykat nga. waaw yow lan moo tax doo denc sa bopp ji yow. waaw léegi loolu moom Baye Makhtar dama ko yàgg a wax waaye liñ la wax rek moo si ne gis nga jiw yi ñi koy jooy intérêt bi ñu ci am dañ koo amul ñun moo tax ñooñu ëpp làmmañ bis buñ ko nar na arrêté ñoom ñooñu ngay dégg ñu fipp ni du am. waaw d'accord naa waaye yéen lu tax du ngeen denc seen bopp. déedéet ñoo ngi denc ñun buñ dencul woon duñ ji fukki kilo ak ñeent nee naa la bu ma doon ji gerte tàmbali di caaf ni may caaf ba keroog may buural gerte mu ëpp na fukki kilo ak ñeent kon kañ man maa ngi am jiw. yow daa denc ñaata kilo si jiw par exemple yow. bu ma jekkal. dama la ni 2000 bi Ablaye Wade toogee. te jékkum sama benn commerçant bu naan Mamour Dieng laa dem gaar bu ndaw moo lebal ma fukki bëri guy gerte di 500000 bi sama waa kër daataa pare maa lijjanti ba fay. fukki bërigo booba bërigu 50000 la woon mu lebal ma fukki bërigu muy 500000. maa lijjanti fii ba fay ko ba. waaw après est-ce que bi mu la lebalee 500 fukki bërigo yow après administre des am mën nga fexe ba amaat sa jiw bopp yow. ñu jugee woon tool ya. benn dërëm joxuñu ma ko sa la jóge sa tool ya sa 500000 yooyu benn dërëm buñ ma ni lii sa mbay ma la jóge du am ba ma at ma sa topp 400000 la ma lebal muy juróom-ñetti bërigu ba njéeréer lekk ko. waaw ba juróomi saako laa saam ba ma koy jaay si ñaari pëni ya toj muy 25000 ma jënde ko ñaari pëni. yow boo amul benn at boo xam ne mën nga denc sa bopp jiw. noonu yi nag ñun la ñuy continuer ñun baykat yi ba pare lii man li ma la wax Baye Matar moo si ne gis nga ñun ren jii ki ma lebalakoon bërigu keem bi bee ma ji 85000 la ma ko lebale xam nga kooku man kon yaakaaruma état waaye nag tur wii ñu koy tudde niw jiwu la buñ ko bàyyi woon duutuñu nu dégg. waaw man ni defal naa ko attends ba bu taxaw fi ma lay kii ba tey man yow bon ba tey mënu koo fexe ba amal sa bopp ji. wax dëgg yàlla mënaguma ko am de waaye nag yaakaaruma si état tam samay bokk laaj ak sama pexe bopp rek ba bu jiwu jotee su ma fekkee denc dara ma jënde ko su ma fekkul ma dem saa ñi ma yaakaar ñu lebal ma. ba tey nag waxagoo ma lan moo tax mënagoo ko am. nu ma koy amee man daaw nee naa la li ma jiyeen bi ma noppee ak sama mag bin jiyee ba bin paree si tool yi ñun lan fa defoon mënuñu see jotaat at mu jot loo si def boo noppee doo si mën a génne. bon kooku dootul si ji bi rek dootul si qualité ji bi bon. déedéet lan la bon léegi. léegi kañ moom xanaa. parce que yow doo lebi ji ba am ji ba pare du fekkee nag. kooku dugal nga si biir suuf si. du si yàlla àndee ba taw war nga am nag quand même production bu baax. léegi dama lay wax bërigu keem boo ko jëndee buñ la ko joxee 85000. tey bërigu bi képp pour mu génne juróom-benn bërigu problème la juróom-benn bërigu yooyu tey juróomi weer nga koy bay soo noppee yow jaayee ko bërigu 30000 lu bon juróomi 30000 lu mu doon 150000 boo si génnee 85000 ya lu siy des. waaw lu tax ngeen di bay gerte. lu ñuy bay gi fekk sun maam yi rek nee naa la mbay moom fi mu ne ku si nekk ku ne da nga seex. est-ce que bay gerte fii ngeen toll yéen am na intérêt si yéen. dama lay wax Baye Makhtar dama la ni man xam nga bàyyi war naa jamono yi Abdoulaye Wade toogaatee laa dellu sa tool yi waaye bi may ñëw jugee Bombaay néegi ñax yi ñëwoon Touba dañ ko doon bokk-bokkloo bi ma daataa dellu bi Abdoulaye Wade daataa toog ba may dellu fexe naa ba tabaxu bâtiment bi may dem sama mag bi dama ni yow da nga maa jaaxal yow bi ngeen di jógee tool yi néegi ñax yi mën leen a am ku nem néeg bi ngeen ñëwee Touba fexe nga ba tabaxu bâtiment looy wuteeti sa tool yi ma ne comme nattu rek ba ma fa ñëwee léegi 2000 ba fi mu ne mënu ma laa teg baaraam ni la lii si mbay mi laa ko jëli waaye daa am loo xam boo ko xasee tàmm mënatoo ko fi mu ne lanu fa bàyyi mooy jéem a aar kër ga ak suuf si nga xamante nit ñaa ngi koy xaccoo pour gone yi bu ëllëgee buñ màggee buñ ci amee soxla dem sa waaye du ñun moom xam nañ ni mbay mënatuñu see jariñu léegi nag li ma lay wax mooy léegi nag lan nga yaakaar ni yéen par exemple du leen ko état bi par exemple jàppale wala lan ngeen bëgg état bi jàppale leen si ban fànn pour que ngeen mën di am li nga xam ni moom mooy jiw wala état bi ngeen di liggéey non dafa lànk léegi dañuy waxtaan rek léegi bu fi commencé di ŋàññi état léegi dañuy waxtaan rek waxtaan boo xam ne dana ko teg si wàllu koom si xalaatu koom léegi yow si wàllu koom léegi lan nga yaakaar ne état bi du ko defee wala yéen du ngeen ko defee yéen ngeen ànd ak nguur si jokkalante dana mën fexe ba nga xam ne léegi du ndeex koom rek da ngeen di liggéey pour am dara. waaw état moom bu ñu demoon ba loolu ñu koy digal li muy génn mu jëm si baykat yi day àgg si baykat yi bu dee matériel bi nay àgg si ñun bu dee jiw bi nay àgg si ñun ndax fi mu ne matériel bii li muy dooni tracteur. donc daal ñu nekk yéen si diggante bi ñoo leen xañ. waaw léegi yow ñoom ñii doon wax nan wax tracteur yi benn baykat boo xam mën nanoo cité ni am na si ana tracteur yi du junneeg nangam daaw ren ji nangam
lépp yow fi mu ne Baye Makhtar li ngay doon journaliste. man waaw mais kooku gaaga daal ni kooku moom ñi am xaalis mu la waaye neen yéen am nga ay yeneen matériel yoo xam ne mën ngeen ko liggéey mu jox leen xaalis. quand même yoo xam ni tam wàññi nañ leen si ay 60 ba 70%. si lan. si ay matériel bi nga xam ne matériel bi si boppam man fi mu ni sama ñaari machine yee ma jëndan ci nguur gii su ma ko gisan ko soxla dinaa ko jaayaat ndax ren yóbbe na ma loo xamante ni dañ doon ruujaat gis nga diksi yéen ko booleel diksi yooyu tey man sama benn machine kere bi nga xamante ni sama mag bi dañuy dafa suulaale benn diksi bi si ngooñ mi daaw bi muy roñ ngooñ machine ba tey mi nga mu gaare amul dëkk ba kenn ku ma fa mën a abalu diksi pour ma mën cee ji mbànd yooyu dafa ëpp mbànd yi daa am mënatuwaa bu benn matériel ba pare 30 bi ñu ko defal ba fi mu ne buy dem day yóbbaale gerte gi fi mu ne kere bi ma xayaat wàcc sama mag bi dafa jëlaat simiñ ni day ruuji waat li war a na ji bërigoo genn wàll benn bërigo ba ca la dem ndax gerte gi machine gi da koy yóbbaale te ñun loolu ñun ñuy liggéey di bay nangu ñu noo boole si loolu laaj nuy xalaat mais bu nu laajan tey ñun yow boo ma la doon ñëwal Baye Makhtar au lieu que ma natt ko si ëkk te nga taxaw naa ko natt si yow. waaw man benn affaire moo ma jaaxal. léegi nag xam nga Sénégal dañuy wax ni. waaw du fekkee ni dañu indi 1 million tonnes. waaw dañuy wax du joo jàppee 80 maanaam téeméer bu nekk doo jàppee juróom-ñetti fukki ya dañuy wax exploitation familiale yi ñuy wax amuñu dara dañuy wax ñoom ñoo bay loolu. waaw mais nag waaw ñoo ko bay. waaw bon nag ñoom ñoo nga xam ne ñoo bay loolu kañ. xanaa mais ñoom. seen matériel wala seen semence wala dafa am yoo xam ne dafa baax ba nga xam ne moo tax ñu àgg foofu. mais loolu ay wax la rek. 2 bay nu loolu. waaye bay lan 1 million 800 yi kañ daaw ba ma jugee tool yi si mois de décembre laa ko weddi ba fi mu ne nii ministre bi boo ko laajee mënu laa wax lu may lim taw. dama ne laa dégg nga est-ce que dégg nga dama dégg naa li nga wax si mbay mi kooku mi ngay jóge si exploitation fan maanaam moo waaw ñun ñu ndaw ñii lay jóge waaye ñun ñu ndaw ñii fi mu ne nii ñun nangu ñu dégg nga li waa ji wax léegi ñun nan nu fi jële te léegi nag man xam nga lu ma la bëgg a wax Baye Makhtar ci li nga doon laaj booba tey mooy gis nga gis nga kii moom yi ni day métallique tey bu noon métallique yi jox nañ ko ne 5000 te jotu sa dina woote laaj 5000 ba mbaa ma toppatoo ministère de artisanat du artisanat yi booba tey ñu ngi ko lëjël ci milliards yi ñu leen génneel ci Covid bi te mënuñu see jot waa Jakarta yi du ñu nga noonee ba président waxee dañ ne nañ leen jox seen wàll léegi nag ñun jiw wii soxlawuñu ko tey soxlawuñu ko ëllëg jotuñu si tey jotuñu si ëllëg buñ ko mënee bàyyi nañ ko bàyyi waaye nag fii ak ñu ngi naa baykat yi lañ ko jox ñu taxaw di ko kaas léegi bu dee na sëriñ si lañ koy jox nañ ko tuddee addiye bu dee dañ koy jox politiciens yi nañ ko tuddee faux politique loolu yi ñuy wax naa sëriñ si nga xamante ni bayuñu bayaanuñu fu ma toog dinaa ni waruñu leen a jox jiwu même buñ doon bay itam am nañ lu mën a bayee nan ko jox néew doole yi kuy dimbali da ngay dimbali ko néew doole bu yoree mbaam nga dimbali ko bu déwénee mu mën a yor fas bu yoree bopp nga dimbali ko bu déwénee mu mën a yor mbaam waaye mënoo bayoo fas ren mu daanu bu déwénee ngay bayee mbaam bu mbaam ma daanoo bu déwénee nga yor bopp dégg na la bu baax kuy dimbali da ngay dimbali ko néew doole am nga si benn minute nga am de waaw d'accord pour wax rek gouvernement bi nañ xam ne ren joxuñu baykat yi jiwu joxuñu leen engrais kon nag. lu leen jox ji yow foo jëli jiw fu mu jóge bon yow. man damaa jënd jiw. ah da ngay jënd. man dama jënd jiw. am naa benn partie bu ma jël ci jiwu état dañ maa jaay. lebal yu ñu ma mayuñu ma. te sama kuréel li muy doxee moo tax ma jënd. waaw àggale nga leen wax ni kon joxuñu ñu jiwu joxuñu ñu engrais góorgóorlu wuñ ci dimbalewuñ ñu ci yërëmuñ ñu bu ñu yeggee nag. te yàlla na yàlla defar nawet mu barkeel ñu ñooñu bokk wallaahi nañ ñu dimbale ak seeni chiffre ak seeni xayma waaw yàlla na baax waaye du ñoom ñoo ko baaxal buñ ca yeggee ci mbay ma nañ ñu bàyyi ñu daagu nun ñu neexee xool prix yu neex ñu jaayee ko fu mu ñu neexee ak nun ñu neexee parce que ñun ñoo produire suñu bopp ñoo utal suñu bopp xaalis te nag lii gàcce la ci am réew am mbay moo xam ne 70% ci mbay lañ yaakaar foo toll di politiser mbay mi te defoo ci mbay mi dara milliards yi ñuy tudd gisuñu ko ay nit ñoo xam ne ndaw lañu xam li ñuy wax di ko dund di ko expliquer guddi ak ngoon jéemuñ ci ut solution ça veut dire que am na lu xew loolu nag buy am ci am réew dafa jot ñu taxaw xoolaat ci te nag baykat a ngi déglu baykat a ngi yeewu ndànk-ndànk baykat a ngi préparé boppam bokkuñ ci yëngu ñu yaru lañu waaye bés bu ñuy jógee pour taxaw ci yëngu comme ñëpp danañ xam ne politique gu ñu suñu bopp ñu ñor te suñu bopp yooyu mooy ay baykat lañu loolu suñu maam doon dundee mënuñu nag milliards yi di changer système bi di changer te ñun nañ doon bayee fañ doon bayee dara changé wu ci te nag lii alerte la pour état te président laa ci gën a yërëm parce que dafa mel ni am na yéene pour ñun baykat yi waaye ñi koy doxalal amul kenn ku ci def benn jéego te yërëmuñ ñu jiite faalewuñ leen suturaaluñ leen te nag li ci kanam
dafa rawul nu ñu koy waxee rawul li bët Pa Makhtar maa ngi nuyu nag ñëpp waaw comme maa ngi nuyu ñëpp waa Arsul Moomel waa Arsul Moomel ci taxawaay bi Mouhamed Wilane nag ñoom Pape Ndaw Ngor jëleen Mori Bugu mais rawatina côté Nioro bi ñoom Jóob bi nag ñëpp Ali su ma tuddee rek dinaa juum Madina Yoro Fula bi di nuyu côté Tamba bi Sédhiou wàllu go Ablaye Diop donc bëgguma di wax Njaga Silla bu Kër Mbukki yooyu yëpp maa ngi leen di nuyu waa Touba Xaddama yëpp di leen wax ne ñu ngi leen di gërëm ci taxawaay parce que liggéey bi metti na dañuy ŋàññ dañuy xas dañuy wax lu nekk loolu te njëriñu askan wi rek a tax ñu koy defar dëgg yàlla voilà mbokk auditeurs yi tey jii moom émission bi jeex na gerte moom doon waxati de te gerte moom du jubee rek moom dën yi tàngati moom mi ngi noonu rek waaye ñu jàpp si rek yàlla baax na du ñàkk ni moom dana lii yëpp ñu fay génne comme ay si wàllu waxtaan bi loolu yëpp pour saafara rek la si nit ñëpp daal di jublu te ñi nga xam ne tam ñoom ñooy nekk si réew mi amee mbir itam yaakaar nañ tam daan si dugal seen loxo bu baax a baax ndax li nga xam ne du dañ koy wax fii loolu du nekk loo xam ne daf leen di réer du fekkee tam ñuy wax tam dañu yaakaar ni tam ñi ñuy waxanteel daanu faj mbir mi ba tey tam kooku yàlla na nekk loo xam ni lu am la tey yaakaar nañ ko tam dana am parce que moom benn situation rek mën nu continuer di ko dund at toujours muy wéy di demee noonu loolu dafa baaxu sax si réew ñi ngi gërëm nag ñi nga xam ni ñoom bokkoon nañ si émission bi daal di woote jox ñoom ñëpp seen xalaat ñoom tam yaakaar naa ne seen xalaat defar rek nañ si jublu woon également ñi nga xam tey ji ñoo doon tam suñu ay gan yi tey nag ñoom dañoo amoon ay gan yoo xam daal dañu tàng moom xam naa moom Covid bi moom moo fa jaar tam également daal waaye moom tam ñu ñaan yàlla mu musal na si bu baax a baax di ñaan tam yàlla tam nu am nawet bu baax a baax taw bi c'est vrai am na pause waaye yàlla moom tam mën na lépp di souhaiter ñëpp tam di leen dox dewu nit yi gaa yi génn nañu xaalis yu bari si jamono yi xam naa moom poos si xaw na rës waaye itam yàlla baax na rek nu bàyyi ak mbir yeeg yàlla ndax defe naa moom doo ko bàyyi ak sa ay mbir mu daal di faj yëpp Assane Thioune moo nekkoon si partie technique bi Makhtar Sall doon leen présenté seen émission waar wi ñu leen jox dox daje beneen àllarba incha allah di dollu gërëm tam suñu partenaire bi nga xam ne mooy la banque agricole LBA jërëjëf